il s'est imposé par ses qualités comme Premier ministre du Sénégal. Et je suis très satisfait. Il est modeste, il ne fait pas beaucoup de bruit, mais il est efficace. Et c'est peut-être cela le plus important. Avec lui, je compte réaliser avant la fin de mon mandat plus de projets que je n'ai réalisés depuis que je suis président de la République. Francophonie, Central Solaire, Central Sarbombi, pour dem si Sénégal, en Nathalie 675, budget santé, express bi ñëw na, Dakaru Arena moo ko fi def, Arène nationale bi. jërëjëf mbokk auditeurs yu rajo Sunu Afrique jamono ji nag buñ fi yegg ngeen xam ne programme bi nga xam ne nii rajo Sunu Afrique mu ngi koy def day mel mais xam ngeen ne dorénavant minuit bien sûr ba 1h du matin suñu mbokk waa APR yi ñoo ko jël ànd ceeg suñu xarit Baboy ak ñi mu àndal kon nag li ñuy def rek mooy jox ko la ngay et puis di leen jox dig daje incha allah suba ci Sunu Afrique ca nawoon fa woon jërëjëf. Go bëgg Macky ñun ñoo bëgg Macky Marème Faye bëgg Macky ñun ñoo bëgg Macky Sëñ Modou bëgg Macky ñun ñoo bëgg Macky Faray Sène bëgg Macky ñun ñoo bëgg Macky Matar Ba bëgg Macky ñun ñoo bëgg Macky Abdou Ndéné bëgg Macky ñun ñoo bëgg Macky tey gende tey gende Macky ñëw na te day gañ tey gende tey gende Macky ñëw na te day gañ tey ma wax la li mu réalisé arène nationale ku ko jot Macky terrain express ku ko jot Macky autoroute Ila Touba ku ko jot Macky Dakar Arena ku ko jot Macky centre conférence ku ko jot Macky tey gende tey gende Macky ñëw na te day gañ Macky suukar la ku ko bañ doo dégg Macky suukar la ku ko bañ doo dégg Macky everybody say Macky Ganima Wiyay day gende day gende Macky ñëw na te day gañ Gani Macky suukar la ku ko bañ doo dégg Macky suukar la ku ko bañ doo dégg Maliya day gagné yow sax si bo ak Tonton Maurice Abdoulaye Timbo PSE a fait un grand pas sportivité tuñu à cause de Matar Ba inondation bu démb bu teen nag bu tey kon foog ñu delloo njukkal Tata Marème Faye jërëjëfatee Maam Abdoulaye Baldé kontaan nañ ci yow jaajëf mbokk yi ñu ngi leen di nuyu fii ñu leen doon nuyoo ci seen rajo APR New York tey ji àjjuma la ñeenti fan ci weeru janvier ci 2019 le 4 janvier 2019 ñu fas yéene ñëw ak yéen seen émission ni ñu ko doon defee lu commencé 11h ba 1h du matin tey du 11h ba minuit mais 11h ba 1h du matin seen mbokk Pape Bab moo nekk ci micro bi jàkkaarloog technicien wu rajo bi Baboy Kane coordinateur u APR Manhattan sama loxo càmmoñ Moussa Ndiame Ndiaye sama xel dafay dal ñu fas yéene ñëw defal leen émission bi bu neex nag lañ leen bëgg a defal de incha allah yàlla nañ ci yàlla jàppale. mais balaa loolu rek dañ leen di jox numéro téléphone bi nga xam ne bu ngeen ci bëggee déglu rajo bi man ngeen ko cee déglu
wala ngeen déglu ko seen internet mais bu dee téléphone bi da ngeen di def rek 605 562 45 37 605 562 4537 605 562 4537 bu ngeen ko bëggee déglu ci internet bi da ngeen di def rek www.pat930am.com bu dee ci ordinateur bi ngeen ko bëgg a déglu suñu émission tey lu bari lañ bëgg a waxtaane ak yéen lu bari jaar na fi ci semaine bii lu bari discours à la nation bi jaar na fi entretien bi mu def après discours bi jaar na fi parrainage bi xam nañ ne fii mu nekk nii ni ma koy waxee sarax bu yàlla yónnee Sénégal la jaarale ko ci loxoy président Macky Sall muy loo xam ne le président Wade waxoon ne monument de la renaissance africaine bi 34% yi wala 35% yi moom lañ ko war a jox ndax moo ko xalaat kon damay wax ne parrainage bi jaroon na élection bu ñuy defati Sénégal ba àdduna di tukki lañ ca sakkanal ci xaalis ak temps ñu jox ko président Macky Sall parce que defe naa ne lu ko ëpp importance benn homme politique bu jiite Sénégal mosu koo def gars yi nañu waxtaan amul benn réew bu sérieux ci àdduna bi buy am 300 partis amul benn réew bu sérieux ci àdduna bi buy am 150 candidats à la présidentielle mosula am keroog ba ñu ne ñëw leen jël si fiche parrainage yi wala clé USB yi 105 personnes ñoo dem ne dañoo bëgg a jiite am réew gars yi 105 personnes mënuñoo daje ci benn jotaay kenn ku ne am idée boo yaakaar ne moo gën sa bés pour jiite réew moo xam ne 15 millions la ñuy wax ak 16 millions matagul 16 millions am na ñu naan 14 am na ñu naan 15 buñ ko nattee ci réew mi ñu nekk ñeenti téeméeri millions 400 millions lañ ñaari parti moo fi am beneen bi turu parti la xam nañ ne ñi fi nekk ay sénateur nekk indépendant sax dañu dem di caucus ak démocrate yi parce que xam nañ ne ñaari parti système moo am ci réew mi ñeenti téeméeri millions réew moo xam ne ñun ña fa jàng bariwul koom-koom ba bariwul yoon ya bariwul ndox ma bariwul courant ba bariwul téeméeri nit ak juróom fukk kenn ku ne bëgg ne maa ko mën a jiite c'est pas sérieux 300 personnes taxaw kenn ku ne damaa bëgg a am parti c'est pas sérieux ñi nga xam ne ñooy bëgg a rey seen bopp nii mënuñoo jàll parrainage bi tudde seen bopp C25 nga xam ne nu nekk nag tudd nañ ko ca xaw ma FNR rek taxawu Ndakaarook taxawu Sénégal ak lu nekk tudd nañ ko fi mais li ñuy tudd nañu ànd song régime bi fi nekk rek la ñu man mais ñun ci suñu bopp nañu ànd benn nit jiite ñu wut benn parti song ki fi nekk doo ko mës a dégg ñoom ci seen bopp amul kenn koo xam ne bëgg ngaa bàyyi sa moroom ci gannaaw ci kanam mu jiite la nga taxaw ci gannaawam amul kon réew mi taxu leen a jóg ci ay caaxaan la ñu nekk mais nag comme yàlla dimbali nañu am nañ koo xam ne li may wax problème bu bëgg a régler feeñal balaa Macky Sall la jóge ci bopp Sénégal 2024 ndax problème bu fi feeñ moom dina ko régler gis nañ fi la fi xewoon ci kër Momar Sarr gis nañ fi leneen ak leneen ak leneen gis nañ fi ñu amuloon ndox gis nañ fi ñu amuloon courant gis nañ fi ñu amuloon ay yoon gis nañ fi ñu amuloon mbay mu baax gis nañ fi ñu amuloon dund bu doy lépp gis nañ ko moo ko réglé bàyyi réglé problème mooy Macky Sall kon problème bu fi bëgg a réglé wu na nga jéem a feeñ balaa Macky Sall joxe léegi 2024 kon ñu xool ne keroog ba ñuy déposé ji 27 personnes moo fa demoon finalement tey ñi ngi toll ci ñett ñoo jàll gu wóor wala ñeent professeur Issa Sall président Macky Sall Ousmane Sonko ñoom la ñu ne seeni parrainage accepté nañ ko pour le moment mais conseil constitutionnel waxagul kii moo mën a nekk candidat wala kii mënul nekk candidat ku ne xam na ne Khalifa Ababacar Sall condamnation bi ñu ko defoon 5 ans confirmé nañ ko tey ji suba ku ne xam na ne Prince Karim Boun Abdallah mësula nar a bokk du bokk te du bokk Madické Niang ndax dina bokk wóorul Gakou Boy Banlieue ku ne xam na ne du bokk kenn mënul manqué 8000 ne am naa lu mat 8000 sama kër dem kolewaat say carton indi xamul sax ñi ko war a parrainel bindu woon nañ feneen wala bindu woon feneen Idrissa Seck bosom wóoragul bu kenn ne moom laa faral 8 moo ñu manqué woon yóbbu nañ 176 damay jàll parce que ci benn région lañ ko ne manqué le nga fa muy Casamance nañu waxtaan Casamance fii ñu toll nii ba ñu parrainage bañ ko tëjee ak léegi parti bu nekk Sénégal dem nga fa wuti fa 2000 personnes parce que dañoon 7 régions benn bu nekk minimum 2000 personnes kenn ku nekk dem nga wuti fa 2000 personnes ndax ñi nga xam ne ñëpp nee nañ woon matal nañ ba déposé ñu rejeté leen ku nekk am na Casamance 2000 personnes
Idrissa am fa 2000 yu manqué 8 ndax loolu yenu na maanaa nañ waxtaan Idrissa ndax tey jii mën nañ ko ne démb de mu ko 48 heures ñu yónnee ko 176 personnes ci lu motul 12 heures de temps yoo xam ne mosuñoo bindu fenn mosuñoo pare ne kenn c'est en voir kon bu kenn yaakaar ne Idrissa Seck 8 lañ ko laaj facilement day jàll bu ko kenn xalaat mais balaa ñuy sori ci loolu nañ ci ak lu gën a gudd damay nuyu Moussa Ndiame Ndiaye ba pare nuyu technicien wu rajo ba pare ñu der du la si waxtaan Moussa maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Pape. na nga yendoo. alhamdulilah di sant gis naa la ngay bind ak maas rek de man de li muy ñuul ak li muy sew xaw ma ci dara technicien wu rajo maa ngi lay nuyu. waaye ñu ngi lay ziare Pape Babou di nuyu communauté bi yëpp di nuyu suñu auditeurs yi nga xam ne ñu ngi xaar waxtu wi àjjuma bu nekk. kon defe naa ne li ma fi jot a wax dégg ngeen ko. damay commencé ak yéen rek ci parrainage bi. parrainage bi lu mu la jural. Pape balaa ngay dem am naa fi benn communiqué. waaw kon rapidement dem ci tëjoo. ma def ko rapidement rek. voilà dem ci tëjoo. mooy Serigne Cheikh Kane ñëpp xam nañ ko Cheikh Kane xam nañ ko fii ci communauté bu baax a baax. te muy président waa Njàmbur ñu nekk fii ci dëkk bi di fi def ay rencontre yu dar pour yëkkati foofu dëkk boobu ñuy wax Njàmbur. donc mardi bii di ñëw mooy talaata bii di ñëw incha allah le 8 lay tombeel ci association des Sénégalais d'Amérique dinañ fa def benn fundraising bu rëy donc di ci woo communauté bi yëpp vraiment di ci woo daayira yëpp di ci woo waa Kër Sëñ Touba waa Kër El Hadj Malick Sy daayira yëpp donc Kër Baye Laay ñëpp daal bàyyiwuñ ci kenn association yi. parti politique yi ñëpp ñi nekk fii ci dëkk bi vraiment président Cheikh Kane mu ngi leen di woo ak Adja Ndeye Fatou Ndour mi nga xam ne moo fi indi communication bi donc ñu koy yëgal Sénégalais yëpp vraiment ñëw leen ngeen jàpp ci association des Sénégalais d'Amérique donc mardi 8 décembre bu demee ba 8 heures jot donc loolu moo doon suñuy communiqué Pape. jërëjëf coordonnateur kon defe naa ne léegi damay ñëw ci yow rapidement lan la parrainage bi jox ci liy xew ci fan yeeg yuux yeeg jooy yeeg daw yeeg dikk yeeg nii laa mel ñu ne la taxul ñu gëm defal ñu gis fi mu ne ci loolu lañ toll lan nga gis yow. yow Pape defe naa wax nga wax yëpp l'essentiel parrainage bi liñ ci doon xaar mooy lii parce que ku jékki-jékki rek am tuuti xaalis rek ne damay nekk président. donc président aussi defe naa du ku nekk rek ko war a nekk donc dafa doon li nga xam ne c'est très sérieux mais nit ñi tey nekk président lu dara ci ñoom. voilà xëy rek bëgg naa nekk président xëy ñu dàq la fa nga doon liggéeyee parce que da nga fa def ay toj-toj. def ay nga mer voilà nga mer. jékki-jékki ren damay créer sama parti politique pour contrer président bi fi nekk donc gis nañ ko ci Alassane Sall. donc gis nañu li mu doon yootu yëpp donc pour nekk président la. donc loolu tax mu ñëw taxaw ñu dàq ko mu dem créer partem gis nañ ko aussi ci. Sonko. non ci non le kii la le juge la. dem voilà ñooñu ñëpp. donc seen intention xam nañu lan la woon Abdoul Mbaye Sonko la même chose Sonko donc ñi ñëpp dañ leen dàq. voilà xam nga loolu yomb na trop. xam nga lii bu doon dëkk tubaab yi. c'est fini sa carrière jeex na. voilà léegi nag lii aussi dal tey kii ñuy wax Sall Khalifa Sall. donc li jëm ci parrainage bi loolu dafa leer nañ. donc moom jàll na parrainage. mais ça garantit pas que nga am parrainage rek di gis nga ñuy tëb di dal naan que am nañu récépissé donc xam nga ne am na donc leen di xaar. voilà donc loolu la. parrainage bi donc président Macky Sall intention bi moo doon lii mooy wàññi. vraiment candidature yi. nga xam ne xëy rek 300 partis 309 tey partis la ñu am. 309 te loolu Sénégal rek la am. c'est pas sérieux voilà loolu vraiment c'est pas du sérieux. voilà donc loolu war nañ ci bàyyi xel lii nii rek la mënoon demee. donc ndaamal Kajoor bi ngay wax aussi man leer na ma ne aussi am na li koy xaar. am na lu koy xaar donc xam naa suba xaw ma altine seen rajo bi ne moom dana tëj. loolu moom dafa ma leer mais aussi Pape ñu bañ a fàtte que Alassane Ablaye Ndao ñu mu ñuy déglu en repère. Ahmed Sarr aussi fële ci New Jersey. dinañ ci ñëw donc ñoom ñëpp dinañ ci ñëw quoi voilà. kon defe naa ne bala maa ñëw ci Moussa man de sama gisaane li ma jox gisaane Pape Babou laa wax nag ñeenti candidat la yow loo gis. en tout cas li ma la mën a wax rek Pape parrainage yombul de. yombul loo waxoon keroog fii. wax naa la ne la jël stade de l'amitié nga feesal ko ba mu fees dell. bàyyi 5000 ci biti yombul de. xam nga dafa am benn affaire boo xam il faut que ñu leeral ko. dañu xëy nit ñi ne waaw
camp kii présidentiel. mooy coalition Benno Bokk Yaakaar. waaw ñoom xanaa duñ def faute duñ def dara ndax kenn kiyalu leen tous. maanaam kenn bañal rejeté wul dara ci li ñu déposé. kooku c'est faux. Pape foog naa ne xam nga li ñu rejeté. ñaata la. 4300 et quelque. rejeté nañ ñu ko. Benno Bokk Yaakaar. Benno Bokk Yaakaar. waaw donc ni ñu rejeté lee ñi ci des. noonu la ñu rejeté lee. donc pour wane ne rek ñii fa nekk tey jii toog fële conseil constitutionnel muy 7 sages yi muy 7 membres société civile. te foofu ba am nañ luñ fa war a wax. 7 membres yooyu bi ñu leen jëlee. opposition muy pouvoir ñëpp d'accord ci seen maandu. d'accord waaw. ñëpp nangu vraiment seen maandu te bañ nekkee fii ba léegi. nee na ñii moom vraiment ñëpp d'accord te ñëpp leen wóolu. ñëpp leen wóolu. kon bëgg lu leer moo taxoon conseil constitutionnel def loolu. donc su ñëwee def loolu ba pare. yow ngay ñëw soo ñëwee yow mi représenté da ngay indaale sa informaticien. ni ma la ko waxee woon ngeen indi seen i enveloppe ngeen joxe seen clé USB beeg yëpp. ñu sil ko. xool ko nga signé mu signé ñu sil ko tëj. soo ñëwaatee ñu ibbi ko sa kanam. dégg naa benn candidat bu naan waaw dañoo copier sama kii wag di waaye yow nga yor représentant. représentant bi taxaw. ñu ci kanamam. mu génnee déposé. ñu xool ko greffier jël dugal ci kii sil jox ko mu signé nga signé. nga xëy naan copier nañ ma. nga ñëwaat mu ubbi ko ci sa kanam. nga seen informaticien taxaw. ñu dugal. ngi génne léegi nga xam ne yow manqué la nga lii te mënuloo ko wuti nga ne non dañoo def lii dañoo def lére dañoo nañ bàyyi caaxaan yi. nañ bàyyi caaxaan yi Pape parce que gis nga wax ji caaxaan yi ma nga tàmbalee ba leen président de la République wooyee ci parrainage bi. ne leen ñëw leen ñu wax nuñ koy defee. ne leen ñëw leen ñu waxtaan. ñu nekk fa naan waaw demu ñoog daf ñoo bëgg a kii wag dafa lu ne wax nañ ko. xam nga nit ku demul moom ca lañ la wooyee. mënoo lu la mais ñëw waroon a dem nañ. waaw ba ñu demee. ñu daal di jàllale président daal di wax li nga xam ne moom la bëgg ñu def ko ñu waxtaan ba jubóo ci mu jël ko yóbbu ko assemblée nationale. yaa may dégg. boole koog refonte fichier bi boole koog revendication yu bari la woon refonte fichier bi ci la bokkoon boole koog yu bari. ba mu waxtaanee ba nga xamante ne bi yóbbu na kii bi daa ma ñoom lañ def xëy ne ko waa dañoo bëgg a ñëw waxtaan si. mu ne leen ñëw leen ba ñu ñëwee mu recevoir leen palais. boobu amee kii mu ngi foon Sarr mi. ak ñoom du am Decroix. ñoom ñëpp ña nga foon ñoom Decroix. dem pare fekki ko mu ñëw déglu leen. ñu wax ko li nga xam ne moom lañ kii ñu d'accord moom ñu ne ko léegi su fekkee ne matal nga 4000 kii nga daal di def refonte total waaye su fekkee ne mataloo 4000 refonte partielle far ñu matal 6000. 6 millions. 6 millions kon waaw. donc loolu bokk ci biñ ñëwee ci parrainage bi mu jël commission jox leen ko. ne leen dem leen ngeen waxtaan ci. kii jiite ko Seydou Nourou Ba ancien ambassadeur. ñoom ñëpp ñu dem daje ngu waxtaan ba juboo ba tënk indil ko mu daal di jël xam nga loolu yëpp vraiment bëgg waxtaan moo tax. loolu yëpp bëgg waxtaan moo tax. pour bëgg juboo bu ñu yóbbu ko li ñu ne léegi daal liñ fi dugal war ñu ko wootee ba ñu ñëwee ñu war koo wootee ñu ne léegi nañu bàyyi bésu tey bi ay fàttali ko ci assemblée ba. léegi nañ bàyyi bésu tey bi nañ ko reporté ba ñu waxtaanaat. ñu ne leen mënatu fi waxtaan amatu fi. ñu ñëw ñu ne waaw sans débat c'est pas sans débat parce que ñoom taxaw na ñoom wax nañ. dañu xëy wax ba nga jant bi. parce que loi bi sax dugg na commission des lois avant muy ñëw ci plénière bi. waaw te ñoom ña nga foon. waaw. ñu jógee fa ñëw ci plénière bi xam nga plénière bi ci la lay Sénégalais yi di gisee. ay ñoom Camara mu bàyyi ñooñu ci lañ lay gisee ci télé bi. nga def show. bu ñëwee ci show bi. ba jox nañ leen ñu wax. sama kanam lu tolloog 6 personnes presque wax nañ ci ñoom. sama kanam. léegi nag ñële nga xam ne ñooy benn bokk ñun jaruñ ñuy wax ñun moom ba comme waxtaan ba d'accord ci lii. amuñu luñ ciy wax. dañuy wote léegi kon nañ wote. comme yéen wax ngeen li ngeen di wax ba pare ñun nañ wote. ñu wote 1% mën nañ koo wàññi ci la ko Seydou Diouf wàññee. ci la Seydou proposé. ci la proposé loolu rek lañ proposé ñoom. ñu def ko 0,8 ñu def yóbbu 0,8. bi ñu paree ñu voté ko ñu toog fi naan sans débat dañ bàyyi caaxaan yi. sans débat te ñu yéen wax ba jant man Sénégal la ma fekk man. xam nga luñ bëggoon nekk foofu di tiire yëf yi. di ko tiire ba passé minuit. waaw su ko defee ñu obligé kii yaat ko loolu lañ bëggoon. ñu def su ko defee ñu génn ne waaw am nañ ndam parce que nii ak nii ak nii. waaye xam nga nit koo xamante ne da ngaa yàgg di jéem a naxante. di jéem a naxaate ñu xam la fa nga jëm mais ñu kar la. ne la sawaay
waxal lu intéressé nit ñi da nga def lu intéressé sénégalais yi moo gën noonu la leen gars yi def. absolument bi ñu ñëwee ñu wate ko mu jàll ñu ne léegi ñun ànduñu ci. ànduñu ci ñu ne leen jox nañ leen temps daal diggante bii dem leen wuti parrainage ku ko ci wuti ñoom ñëpp ñu dem wuti ci. ñoom ñëpp ñu dem wuti. te dañ ne woon ànduñu ci. ñu wuti ba pare ñëw. daan déposé. ñoom ñëpp déposé. déglu ma dañu xëccoo ay place ba fay xeex. déglu ma rek. ñu ne leen ku njëkk a déposé su fekkee ne sa parrainage am na doublon ak keneen ki njëkk a déposé lañ koy jox ñoom ñëpp ñu dem xëccoo ji njëkkante ji. yaa may dégg. donc àgg nañ ba foofu ba déposé ba lépp jaar. ñu indi leen ne leen kaa leen léegi ñu compter leen. ñu ñëw. indi déposé ñu woo la nga ñëw indi sa information taxaw. ñu siil ko woowaat la pour nga ñëw ku décompté nga ñëw décompté ñu tegal la nga gis. sa information gis ngeen pare nga signé ñu ne la lii nga manqué le. léegi dinañ la jox sa kii. demal wuti nga dem wuti ba pare naan d'accord ma ci. nga pare naan léegi nag vraiment dañaa def lii ak dañ maa ngi wuti li manqué mais d'accord ma ci. mais dañ bay caaxaan yi. ak ci Pologne mais caaxaan la Pape. ci Pologne na de. dañoo yëpp sénégalais yi xam nga lu tax dañoo yëpp sénégalais yi. yow ba nee nga yow ànduma ñoom gis nga bañ nee ànduma ci parrainage bi boobu lañ waroon a toog. waaw. ñoom suñ toogoon sénégalais xam ne ñii li ñuy wax gëm nañu. fowuñu. waaye xam nga lan moo wax ji dañuy naxante seen biir. seen biir ñoom dañuy naxante. ba pare di jéem a nax sénégalais yi. te sénégalais yi dofuñu. dara jotule xam nañ bu baax. yaa ngi dégg wax ji yëpp mooy keroog seen rassemblement bii ñu def. ba ñu defee décompte yi ba pare. ba jox leen yenn kii ne leen dinañ leen jox seen rapport ñu daw dajaloo. daan ne waa léegi sax parrainage yi ñu déposé woon ñun ñëpp rejeté nañ ko. léegi ku nangul ak ku nangul lépp ñun pare nañ ci rejeté nañ ko. ah léegi yow rejeté woo loi. rejeté woo vote ba ñëw nga. nga jóge fa ñu ne la wuti parrainage nga dem wuti. ñëw ñu ne la déposé nga déposé. nga ñëw ñu daal ne la indil kii bi décompte nga ñëw décompte. nga pare ne léegi nag loolu ma defoon yëpp teg naa ko fële. d'accord mais nañ bàyyi sénégalais yi ñuy fontoo. lii moo fi am Pape. loolu la fi am wax yëpp lii la. loolu la fi am. léegi nag looloo tax. loolu la fi am. bul fàtte Ahmed Sarr ci ligne bi. kon xaaral ñu nuyu Ahmed Sarr te ñëw Ahmed Sarr maa ngi lay nuyu. Ahmed Sarr. allo Pape. waaw maa ngi lay nuyu waaw. asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu ñu nekk ci studio Baboy Moussa ak dafa mel ne dégg naa fa Camara bu Baye. Camara Baye mi ngi fi waaw. di leen nuyu effectivement li Moussa wax vraiment laal na point yëpp. man ñetti jàng rek laa ci def ci résultat parrainage. benn bi moo di est-ce que politique chaise vide mosul la fay mosuñu am ndam ci politique chaise vide. maanaam Moussa wax na ko sax mais xam nga président woote na ba tey ne ñëw la ñuy waxtaan dialogue. mais du ñëpp dem. xam nga li tax ñu wax président doon woote dialogue waxtaan yooyu yëpp duñu pour nga poser problème yi nga xam ne yëpp ñu jànkonteel. nga mën ko poser foofu laajte yi nga am yëpp nga laajte ko mais defuñu ko mais ñu ngi ci yeneen ay fichier bi dugg na fii génn na fii ci yooyu la ñuy nekk di appesantir wu alors que y a des détails plus importants yi fi nekk yi nga xam ne mënoon nañ ko laajte ci dialogue boobu mais doo xaar ba jaan ji romb nga nekk ci wote di dóor comme ni ko olof yi di waxee looloo fi xew nii beneen jàngat bu mu ci def mooy manque d'organisation et de méthode xam nga parrainage dafa nekk opération bu bees donc dafa laaj nu mu ko ci benn machine benn organisation du rek da ngay tëb rek ñu bindal la non soo gisee Benno Bokk Yaakaar président dénk ko Mimi ancien premier ministre dafa am lu tax benn toute une organisation équipe la boo xam ne il faut nga mu taxaw ci région yi quartier yi département yi fépp lay taxaw il faut nga coordonner loolu yëpp te kooku il faut nga wat ko xarañ nga xam ne mooy daf liggéey boobu mais parti politique yi ñu si bëri defuñu ko xamuñu ko sax defuñu ko ñu bëri defuñu loolu du rek affaire bi da ngay dem rek ñu bindal non il faut nga former ñi koy def ñu naka la ñuy jëlee naka la ñuy bindee parrainage yi da ngay bindee kii nu mu remplir les feuilles soo paree ci loolu nga def saisie informatique bi sur la fiche Excel make sure assuré ko nga lu tëti ne tur yi méngoo na ak li nekk ci carte d'identité bi carte bi méngoo na ak li nekk ci carte d'identité bi lépp méngoo na mais yëpp liggéey la dafa am lu mu laaj ñetteelu jàngat bi mooy day wane ku nekk li nga toll sa représentativité politique maanaam xam nga maa mën tey jii xam nañu ku mën
ak yaay kan. defal ñu gis. voilà defal ñu gis wax ci yëpp coow yëpp loolu la. ku nekk xam nañu yaay kan. ñi organiser amuñu problème. mais ñu ngi tey jii ku nekk am nga nu mu tëddee woon xam nañu ñi fiy coow ñëpp xam nañu ne nu mu tëddee ils sont pas représentatifs. am na ñi nga xam ne ñu ngi nekk fii di coow. mais motaluñ si amuñu sax 20 000 parrains. fu ñu koy jëlee léegi ñu nekk te ñu dégg bés bu nekk amuñu sax 20 000 parrains sax amuñu. fu ñu koy jëlee. te li ci firnde yi dama jël ay exemple firnde yi xam nga par exemple. dañ ne comme ni ko Pape Babou waxee léegi loi bi dafa nekk. na nga am 0,8% ba 1% ak 2000 ci chaque région. 2000 chaque région. maa ngi dégg benn nu mu tëddee ci yaakaar naa ci réew mi la bokk ci benn plateforme la benn plateau bu ñu amoon ci xam nga 7TV la xaw ma. muy wax ne vraiment Macky Sall xaw ma lan ñu ngi attaqué le président Macky Sall ñu ngi attaqué le conseil et cetera mais ce qu'il n'a pas compris parce que ñoom am nañu le nombre requis. mais mi ngi naan non c'est impossible vraiment lii kenn xamul lan la Babou Pape Babou wax nga ko léegi. 8 moo la manqué xam nga loolu kon ci conditions yi la bokk. soo amoon 1990. kenn du la bàyyi nga jàll. parce que 2000 la loi bi wax il faut nga am 2000. dama wuti sa 10 nga ñëw indi loolu lañ la laaj ñu la soo ko amee. soo ko amee mais mën nga am sa 60 000. parrain. yëpp normal. mais bii su manqué su fekkee da nga am benn département benn région bu mu am 1900 duñ la bàyyi nga jàll parce que loi bi waxul loolu. ak def na il faut nga am minimum 2000 il faut 2000. Ablaye sa rajo kii mi ñëw de. il faut 2000. donc ay exemple la beneen bi moo di. doublon interne li woon ne gars yi liggéeyee ñu président wax na ko nee na gars yi liggéeyee ñu vraiment. lii organisation liggéey bu yomb la. doublon interne yi maanaam da ngay am ñaari Pape Babou. Pape Babou dina bind ñaari yoon Babou dina bind ñaari yoon yow ci sa liste munoo fexe ba ne gis ne Pape Babou bind na ñaari yoon wala Babou bind na ñaari yoon. parce que li ñuy def sériwul ci ñoom. ci sa biir liste waaw te lii lu yomb la fonction Excel mos naa ko fi expliqué. invité bi mu jëm def si Babou kii Pape Babou. Excel la Excel soo jëlee xale bu nekk sax mu ngi fi terminal boo xam Excel mën na la ko def. benn fonction Excel bu ci nekk. mën na la jël doublon yëpp mu génneel la ko. te li ñuy wax ni naan nu mu tëdd ni koy waxee ci waaye conseil constitutionnel ñi fa nekk dañ leen Moussa wax na ko ne nu mu tëdd 2 fichiers la ñu am ak 3 fichiers kii yëpp ay waxu kasaw. 2 fichiers amul fa 3 fichiers amul benn fichier ma fa. te li doy waaw mooy ñoom seen informaticiens yi ñu ngi foofu. waaw. mooy li Moussa seen informaticiens yi ñu ngi foofu société civile ñu nga fa. yëf bi jafewul du nu mu tëdd du affaire li ngay waxee y a rien de jaar. lu yomb la kooku ku xam informatique tuuti di nga xam programme bi naka la demee. vérification bi ñaari yëf la day xool fichier électoral soo indee sa liste day xool ndax da koy comparer ci fichier électoral kooku base de données la da ngay def ay SQL ay maa ngi dugg tuuti ci technique bi kooku ku def informatique xam nga ko. base de données dañuy xool ne voilà ñii association ci misaal ñii association sénégalaise la ñu bokk. nga xool soo indee sa liste ñu xool ndax ñëpp bokk nañ ci association des Sénégal mooy liste fichier électoral. ñu xool day xool loolu su fekkee ne bokkoo ci ñu dindi yow bokkoo. léegi su fekkee ne bokk nga nu mu tëddee su loolu weesoo. ñu xool ñu comparer ak keneen ko indi listam moo tax xëccoo bi nekkoon ku njëkk déposé. Benno Bokk Yaakaar ñu ko déposé. léegi yow deuxième bi su ñëwee déposé. suñu xoolee li nekk ndax yaa ngi ci fichier électoral bi la ñu indi ñu ngi ci fichier électoral bi. ñu validé suñ ko diffusé ñu rejeté. léegi ñu def benn comparaison dañuy comparer léegi xool ki lay jiitu ndax yow sa Sidi Ndiaye bi nekk foofu wala Abdou Diop bi nekk foofu mi ngi nekk ci liste bi ki lay jiitu. comparer ñaari comparaison moo fa am. du ñett ñaar rek a fa nekk. du leen te loolu c'est pas difficile soo ñëwee danañu xool ndax yaa ngi ci fichier électoral parce que nag bind am carte d'identité ça a pas dit que tu es électeur hein. ça a pas dit que tu es électeur. yooyu yëpp da nga koy xool da koy xool programme la bu yomb. day xool ndax yaa ngi ci liste bi fichier électoral benn ñaar day xool ndax amul keneen ko bind ku la jiitu. te noonu lay toppante.
su fekkee ne Benno Bokk Yaakaar dafa ñëw indi listam ci topp ci moom dañuy xool ndax ñi mu indi nekk nañ ci liste Benno Bokk Yaakaar. Benno Bokk Yaakaar waaw. su fekkee ne réew mi ci topp. su fekkee ne réew moom moo topp ci boobu réew mi dañuy xool ndax lu mu ci liste réew mi am na ay doublon ak liste Benno Bokk Yaakaar. léegi su fekkee ne bokk gis-gis moo nekk 3e position su indee listam dañuy xool ndax am nu mu ci waa Benno Bokk nu mu ci ñi mu bind ñu ngi ci liste Benno Bokk Yaakaar ak réew mi dañ koy comparer noonu lay toppante. yaa ngi dégg dañuy xool yëpp te toujours dañuy xool ndax yaa ngi ci fichier électoral bi. su ci neewulee végétaire noonu la yëfi demee suñu kii machine c'est rapide kooku 5 minutes la. dañuy def valider rejeter valider rejeter valider rejeter su ko xoolee lépp da koy xool ko machine la. du la ngay nekk te loolu ñoom mën nañ ko def. te man xaw ma ndax seen militant ñi ngi may déglu liggéey boobu ñoom mën nañ ko defal seen bopp su fekkee dañ ne ñaari fichier dafa am. léegi suñu leen nu mu tëdd suñu joxee candidat yi ba pare. loi bi permettre na ñu jox candidat yi fichier électoral bi. après dañ koy léegi bu boobaa. dañuy xool. léegi bu boobaa ñoom dañuy jël ñoom dafal liggéey bi seen bopp ñu wut seen informaticien bopp ñu xool ndax ñaari fichier fa am wala ñetti fichier. ñoo la gën a xam ne amu fa. mën ñoo la nañ gën a def xam ne loolu amu fa. ce travail là mën nañ ko def. mën nañ ko def. nag xool comparaison xool bu boobaa dinañ xam ndax nu mu tëdd ñaari fichier bi ñuy wax la loolu la fa amante. donc loolu la nu mu tëdd loolu rek laa bëggoon wax. merci. observation yooyu pour le moment maa ngi déglu. voilà jërëjëf Ahmed Sarr am nañ suñu beneen mbokk bu nekk ci ligne bi defe naa ne kooku itam duñu leen ko présenté Ablaye Ndaw maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Pape maa ngi nuyu Baboy ak Camara bu Baye ak Moussa ak Ahmed mi génn léegi. jàpp naa ne éclairage yi ngeen joxe ci mbirum parrainage bi lu am solo la. Ahmed léegi dugg na ci données techniques yi je crois que loolu aussi lu war la pour que ñu mun a xamal ñi nga xam ne ñoo ñuy déglu que ne opposition bi parfois li ñuy wax tamit teguñ ko ci lu wér. xam naa nag damay cof tuuti rek di fàttali lan mooy raison yi parrainage bi parce que tout à l'heure Moussa mentionné na ko. ndax parrainage bi président Macky Sall xëyul rek ne nañu def parrainage. waaye ambiance politique bu Sénégal moo commencé woon di pëccëxoo. ni ma koy waxee toujours bu ñu demoon tey ci ab buntu banque ñaari nit ñëw ne dañuy dugg ci buntu ba. yaakaar naa duñu ut sécurité garde waaye bu fekkee ne téeméeri nit dañ ñëw bëgg a duggandoo ca banque ba à 9h. il faut que am ku ñëw organiser mbir mi ne leen ràññee leen nii taxawee leen nee duggee leen nee. loolu nag pour indi ko ci cadre politique Sénégal dañu demoon ba mujj gi ñu ubbi buntu bi ñëpp bëgg a dugg. bu loolu amee nag il faut que ñu organiser ko ne ci yii condition la ñuy duggee. te ñun ñi nga xam ne dañuy seetaan lamb dañu am benn woy wu ñuy woyal parce que bu birale amee mbër yëpp dañuy bàkku. maa mën lii maa mën lale ku nekk di fëgg sa dënn. waaye bu ñu demee ba woykat yi ne wure wa dem na kër nga wax ma dem na ndañ taal yi. foog jël am. foofu la dëgg di feeñee. te fi mu ne nii nag ci wàllu politique Sénégal fi mu ne nii wure wa dafa dem kër nga. li ko waral mooy am na ñu bari ñoo xam ne tey fi mu ne nii dafa amoon loo xam ne dañ ko annoncé woon ci seen poids politique. te poids politique nag dafa am lu koy def mooy da ngay am li ñuy wax structure politique. pour def comparaison bu ndaw rek bu ñu delloo gannaaw tuuti ca 2009 jëm 2010. président Macky Sall ba nga xamee ne dafa namm samp parti politique dafa am lu mu def dafa am ab jéego bu mu taxawal. et tout à l'heure dinaa leen jox sax benn comparaison boo xam ne am na ku def lu mu defoon bi ñu demee ci parrainage bi dafa jàll. parce que dafa samp li ñuy wax une équipe politique c'est-à-dire dem ci terrain bi samp gox wu ne mu samp fa ab jëwriñ togg ko ba nga xam ne bi ñu demee ci wàllu parrainage bi amul benn problème. ci loolu Pape ngeen may ma rek ma def benn ñaari comparaison ñaari baat yoo xam ne tubaab daf koy utiliser te ñu bokkuñu. dafa am li ñuy wax un signataire. ak un parrain. gis nga tey bu fekkee ne min nga New York léeg-léeg nga romb nit mu ne la wala ñun daal suñ gox bi dafa am lu fi waroon xew nangam. léeg-léeg nga signal ko te doo gëstu sax lam lay wax. waaye léegi da ngay signal rek pour mun a dem toxi say soxla.
waaye nag bu fekkee ne un parrain mooy koo xam ne da nga bokk ci benn appareil porter un programme avec sa benn leader mu am lu mu bëgg nga def fa sa tur te mu wóor yàlla ne sa turoo nga bindoo ko bindal keneen. ñu bëri nag ci candidat yi ngay gis ni ay signataire nañu amoon waaye amuñu woon ay parrain. amuñu ay parrain. très bien da ngay gis par exemple nga dem tëgg sa benn nëpp ci diggi ab marché ñëpp seetaan si la nga am fa benn 100,000 personnes. nga foog ne ñooñu noonu ci sa parti nañ bokk nga dékk leen ay kayit ñu signal la alors que ñooñu noonu mun naa am bu fa Ablaye Ndaw ñëwee loolu ñu la defal ñu defal ko. ñu defal ko waaw. donc erreur boobu nañu def lii nag mun na nekk un réveil parce que gis nga lii nga xam ne moom mooy parrainage peut-être que ñun duñu gis résultat yi tey. waaye prochaine élection yi mun na am dinañ ko gis. parce que tey si tey am na sax ñu xam ne dañuy commencer di joxoñ président Macky Sall ci wala dafa bëgg a éliminer ay candidats. mais Sonko. am na appareil politique. waaw. Ndamal Kajoor mi ngeen mentionné léegi mun naa am dina jàll parce que dafa am appareil politique. Karim Meïssa Wade mi nga xam ne ñëpp xam nañ ne du bokk ci élection yi. jàll na ay parrainage am pourquoi parce que PDS dañu am appareil politique. mais ñeneen ñi nga déggoon ñuy coow yu métti am naa 700,000 signatures am naa 1 million am naa lii am naa lali te loolu di nekk ngelawi kese. bi ñu demee au niveau du conseil constitutionnel gis ngeen ne ba ñu càmbaree saytu seen i liste dara baaxu ci. bañ leen ne dem indi war ko sax dellu si wuñu. mu ngoog te gis nga tout à l'heure je crois que am nga laaj Moussa te mu tontu ci wàllu ñun ñaata nañu retenir. xam nga tey su fekkoon ne par exemple rek ay mbirum njuuj njaaj la wala naka sa du noonu ñun par exemple du ñu retenir presque 4,000 et quelques. su ma jumul noonu la 4,000 et quelques waaw 4,000 et quelques. 4,000 et quelques waaw. waaye li ñu xamul mooy lenn parce que dafa ci am candidat yoo xam ne. marge bi nañu dépassé parce que tey par exemple conseil constitutionnel bi ñu defee parrainage bi dañ ne 0,8 ba 1%. ba 1%. bu fekkee ne nag ñun li tax delloowuñ ñi c'est parce que ñun li ñu retenir dafa dugg suñu marge d'erreur. maanaam tey fi mu ne nii bi ñu jëlee 4% yi bi ñu ko dindilee ñu ngi ci biir marge boobu nga xam ne ci diggante 0,8 ak 1% la donc jarul sax ñuy delluwaat. mais dafa ci am candidat yoo xam ne presque seen moitié li si dañ delloo. loolu day wane ne d'abord dañ doon tàqal Sénégalais yi mais il n'était pas sérieux. parce que man mënuma ñëw créer benn bruit ak tintamarre bu toll noonu yóbbu à peu près 60,000 signatures ñu delloo ma presque 30,000 yi. loolu lu muy wane mooy ne yow c'est un travail qui a été bâclé. da nga doon sonal Sénégalais yi te xamoon nga xel ne li ngay def nii affaire yi caaxaan la. maintenant ma laal tuuti rek ci benn mbir. boo xam ne peut-être que importance bi dañ ko gis léegi mais xam naa ne mooy doon coow yi demee parce que tey si ne nii Sénégal dafa chaque jour rek opposition bi day génn ak coow lu bees. coow li mooy lan mooy coow bi Khalifa Ababacar Sall xam naa dinañ ci ñëw ca kanam. ak bu Karim Meïssa Wade. ñooñu da ngeen gis ne ñi nga xam ne ñoo leen ngemb xamoon nañu xel ne yooyu candidat baaxuñu. waaye quand même dem nañ utal leen ay parrainage. jàll nañu fi mu ne nii deuxième phase bi mooy la cour le conseil constitutionnel du nangu seen candidature pour les raisons que nous savons nous tous. mooy seen dafa am ab bagage bu ñuy porté. Karim Meïssa Wade xam nañ ne mënul des Sénégal. peut-être que waa PDS it fi mu ne nii ñu ngi jéem a tuur lëndam Sénégalais yi di wax naka su lu noonu mais ñoom wóor na leen wóor yàlla ne Karim Meïssa Wade del si waat Sénégal. beneen bi mooy Khalifa Ababacar Sall dégg ngeen fi mu ne nii tey cour de cassation bi li mu wax. am nañu benn argument juridique boo xam ne ñu ngi koy indiwaat di wax waxi rabat d'arrêt te rabat d'arrêt nga xam ne dafay tudd rek procédure. du délibération bi mais procédure bi lay wax alors que procédure bi dara amul loo xam ne yàqu na ci. donc nañu préparé wu ci coow loolu xam naa ne ci la ñu jëm. te ñu xam ne nag gis nga Pape. ab mbir tout à l'heure su ma rak Moussa mentionné na ko. bu ñu tegee am mbir ba nga d'accord ci règle du jeu yi maanaam ne ñii lay doxee ba nga d'accord ci ba bokk ci. nga la waay boo utiliser règle du jeu yooyu bokk ci pomme bu ñu la gañee na nga nangu. te opposition bi nag dañu nangoon parrainage bi. ñu ci gën a bari sax am nañu benn junj boo xam ne léeg-léeg ñu junj ko wane ne parrainage bi lu baax la. ñenn ci ñoom da nga leen di dégg
waaye bu ñu demee nag ba nga bokk ci parrainage bi ñu am benn équipe bu indépendante nga daal di coow ñu yokk ci yeneen 7 yoo xam ne ñii mun nañu toog saytu liggéey bi ak yow booy dem da nga yóbbaale say équipe technique ñu saytul la bu ñu demee ba ne la lii nga indi baaxul ay la yowén da ngay am honnêteté nga jàkkaarloog Sénégalais ne participé naa daanu naa waaye di jéem a ŋàññi système bi je pense que ne loolu daal du yëfit gentleman non donc pour le moment daal loolu laa ci mën a wax maa ngi nekk à l'écoute di leen déglu pour beneen si incha allah léegi bala maa ñëwaat ci Moussa Camara Baye maa ngi lay nuyu waaw maa ngi lay fay man xam naa ne amoo lu mu wax dama doon laaj da ngeen laaj ñaata candidat ngeen yaakaar ne mooy jàll waaw laaju leen ma rek ma bëggoon wax man ñaata candidat laa gis ñaata candidat nga gis benn laa gis Macky Sall mbir mi jeex na mbir mi jeex taag kees close yow wax nga li ngay wax kon defe naa ne gars yi bu leen dem fenn Moussa kii Ablaye ak Ahmed des leen foofu ma dellu siwaat ak Moussa léegi Moussa lan nga mën a dolli ci li ñuy wax ci affaire parrainage balaa ñuy jàll ci li ci topp mooy dafa am benn côté boo xam ne laa la ñu ko te mu am importance da wax nga ci tuuti mooy ni ñu koy waxee sax 7 régions yi nga xam ne danga faa war a wut 2000 am na si ñoo xamante ne bii dañuy am fenn ay nit waaye amuñu ci benn région ay nit ñu jël ci nit yi foofu pour dugal ko ci biir région bële ñu bëri ci cas boobu lañ dugal seen affaire c'est-à-dire que da ngay nekk par exemple jëlal kaawu kenn ci ñoom par exemple nga jël gàkku right mu ngi ci banlieue bi mu ne man de banlieue bi war naa fi am dara lu bare 100 000 bu ma neexee yaa may dégg léegi fële ca Kédougou mënu faa am 2000 wala ca Casamance mu daal di jël mu jël 2000 am fële ca banlieue ba jëlaat yenn 2000 bi dugal ko fële ca Kédougou inscrire ko ci Kédougou léegi soo ñëwee logiciel bi dafay def classement entre comme xam nga kii wax na ko léegi Sarr logiciel bi dafay def déjà vérification diggante yow ak fichier bi diggante yow ak ñeneen ñi waaye aussi day def ci biir li nga yor ñen ñoo ci nekk telle région ñen ñoo ci nekk telle région ñen ñoo ci da koy classifier par région classement boobu muy def par région nag su région bu ci matalewul 2000 yaa may dégg ñu nga wutiwaat ko mais bu ci matal 2000 itam da koy xool parce que am na ñoo xam ne ci biir fichier bi ñoom Dakar lañ dëkk inscrire Dakar ci yow nga jël leen bëgg leen a dugal ca sa 2000 ya nekk fële te buñ koy dugal di ko xam waaw ca ya nekk Kédougou loolu daf cee dal ñu bare te nit ñi ngi koy jomee daf cee dal ñu bare parce que caaxaan la sàcc la kay waaw loolu laa ci bëggoon a yokk Pape waaw mais xam nga li may wax ordinateur moom dara am compliqué wul parce que da nga koy dénk rek li nga koy dénk heure boo ko laajee mun la nii nga ma ko dénkee woon moom dara mënu faa caaxaan moom soo ñëwee ko Moussa Ndiaye mi ma nga dëkk ca Bambey fii la juddoo at sàngam bis sàngam bis boo ko yóbbu boo koy diggu boo ko ne Moussa fu mu juddoo mun la yaa mënoon Bambey la dëkk so des na ci beneen aussi ñi nga xam ne dañoo ñëw da ngay ñëw xam nga ñuy bëri dañoo jëloon ay nit yóbbu leen ci terrain pour ñu jëlal leen waaw nga leen di fay par jour peut-être seen journalier pour lu ñu lekk ak yooyu pour di dem di lay jëlal parrainage am na si ñoo xam ne da nga leen joxe fiche suñ sonnee dañuy toog bindal la ay chiffres am nañ ne xam nañ ne kii ba numéro CEDEAO bi 17 chiffres la ñu inventé seen i 17 chiffres bind bële numéro carte électeur bi 9 chiffres la ñu inventé seen i 9 chiffres bind Modou Ibrahima di feesal ñëw jox la seen yoon nekku ci seen yoon nekku ci feesal ñëw jox la lu ñu ci bëri ci yooyu leen dal ay nit yoo xamante ne dañ ko dugal te seen i numéro carte d'identité baaxul seen i numéro carte électeur baaxul yooyu yëpp baaxul donc loolu mooy ñàkk sérieux ci li ñuy def référendum bi ñu ko defee leen man ñaari at très bien te loi bi doublon la wax nga dem seeti ko ñoom yaakaar nañ ne dañu ne ci mbedd mi di yuuxoo ko coow ba président xëy na référendum comme parrainage bi comme ni ngeen ko gisee jërëtu ko nañ ko bàyyi mais kii du façon boobu très bien parce que kii du façon boobu te Pape parrainage bi loi bi doublon la wax dalee la su fekkee ne dugal naa Baboy mii def naa ko sama liste nga def ko sa liste ma njëkk laa déposé man maay jël Baboy waaye waxul ne Pape nga dem jël Baboy mii dëkk Pikine nga jël ko bind ko ci sa liste Kédougou boo ko joxee machine mu yaa mënul Baboy Pikine kooku doo ko wutiwaat dañ la koy rejeté nga jël Baboy existé wut nga dem bind bennam Baboy bindal ko numéro carte d'identité wutal ko numéro kii pour mën a feesal kooku it dañ koy rejeté kooku duñu la wax ne la nga wutiwaat ko dañ koy rejeté parce que doublon yi lañ la wax nga dem wutiwaat ko waaw loolu moo ci am voilà kon defe naa ne technicien léegi dañ fa loo bëgg mu topp ci léegi pour ñu yëgle
que sa micro mi ngi tàkk. oui semaine bi xam nga lu bari xewoon na fi. donc bu ñu yëglee ba pare nañ delluwaat ci discours de la nation bi nga xam ne président defoon na ko. ak jàkkaarloo bi mu jàkkaarloo presse bi entretien avec presse bi waaw. voilà léegi aussi rencontre bi mu defoon keroog avec les maires. benn bokk yaakaar voilà benn bokk yaakaar donc loolu la bëgg nañ ci ñëwaat. donc du yàgg ñu jëlaat Ahmed Sarr ak Ablaye peut-être. mais aussi am na en attendant dañu jël benn auditeur dañu seet li mu bëgg a. ok rajo APR New York. allo. oui. salaamaaleykum. salaam wa rahmatulah. na ngeen def. sant yàlla. Baboy mu nga fa. waaw mi ngi lay dégg waaw Mr Ba. Baboy. dafa ndànk de am naa fi saako ñebe. ah man sum parrainage baax na de. oui vraiment yow moom jàmbaan nga parce que yaa ñu soxla woon. yow ñu njëkkoon parrainé ca nga bokk waaw. waxal ndeysaan parti Macky Sall bi nu mu tudd ya Habibi. ak c'est monsieur Ba. mais aussi ak suñu frère bi nga xam ne tey nekku fii parce que keroog yéen ñaar ñëpp la ñu parrainé woon muy Doucouré. Amadou Doucouré vraiment ñu leen koy massawu. vraiment fii la daa dugg ci rajo bi di wax di jàppale le président de la République. wallahi waaye def na parrainage ba pare ndeysaan woo doomam aussi parrainé. wallahi mais yàlla nag ak ndogalam. amiin waaw vraiment donc yàlla na ko yàlla yërëm. amiin yàlla na ko yàlla gàttandu ci àjjana yi gën a kawe yi. amiin vraiment ñu ngi leen koy jaale bu baax a baax. amiin aduna noonu la de. waay demal maa ngi ñëw rek. dëgg la absolument. jour bu muy dem fii dafa doon tooñ fii di kii mais aduna noonu rek la daal. aduna daal nit ku baax moo dem noonu Doucouré kii Baboy. absolument. kooku buñ ko wax sax ñun dañuy jooy yàlla na ko yàlla yërëm daal. amiin te jaara man fii ma ne. am na lu muy expliqué woon benn gars yi affaire parrainage bi. Dame Ba wax na ko sànq ci rajo. Dame waaw. waaw gaa ñi dañu foogoon mekk moo xëy rek def parrainage. parrainage bi dañ ko yóbbu assemblée ñoom yëpp ñoo ci d'accord. ñoo ci d'accord signé ko après ñu def ko. deuxièmement am na rajo bi ma doon déglu comme tay maa ngi nekk ci cons bon damay déglu rajo yu bëri quoi. di wax gaa ñi dañ leen wàccee ci mbedd est-ce que opposants yi ñaata at la ñu bëgg a wàccee booy bañ kenn mënul wàccee Sénégal yi léegi. tey sax ñu ngi doon def xaw ma ay millionnaire marché que affaire yooyu. waaye li ñu fa gis de sorante nag millionnaire marché de. au niveau de Podor keroog benn gaañ dañu bëggoon wàccee booy mais booy faalu li kenn gaañ dañu mujj taxaw bu ñu ku nekk dem yoonam. gaañ yi xam nañu yoon bi ils ont trouvé la preuve. dégg nga mënoo nekk opposant rek xëy rek sama waaye di dem wat sa bopp sol sa raay band jàkkaarloo ci télé wala jëm sa caméra filmé ba pare di wax ci télé di wax loo xam ne kenn xamul léegi kenn mënul réeral nit yi. ñu nekk fii di wax nag moo ñoo xam ne daal 30 ans ñu ngi fi demuñu fenn. 35 ans demuñu fenn. nit da ngay dem si réew nga xam lu xew foofu d'abord wala nga xaw xëy Sénégal daal res la kenn mënul wàccee kenn. ci mbedd mi xale yi moom du deewal kenn pour mu fal loolu du tam moom. Macky moom bu dee rek bu doon Senghor nii la commencé Abdoulaye Wade Abdou Diouf def ci. nekk ni wees nañu France. kon dañu toog fii ñun ñëpp di Modou Thiam. xoolal ñun pël yi ñun yoo xam ne da nga doon lu mel ne Dakar jóge fa fanaan dem boo tees di wuti ay ndox. fi ñax am na léegi fi ñax am ndox am na fi ñax amul ndox am na foofu léegi. loolu kay mooy gën a kii ñun njariñ bi la ñuy soxla ñu politique bi doy na sec. liggéey rek la ñu bëgg comme ni américain def wala Europe loolu rek la ñu soxla. dëgg la. waaw politique nag wala kii ku wax moom inof ta sec. waaye jërë ngeen jëf waay. merci Amadou Ba jërëjëf Ba dafa mel ne am na keneen nga wax rajo APR New York. waaw asalaamaaleykum. salaam wa rahmatulah. dama tàmbalee campagne man fii mu ne pour wate ji jëli ay nit pour ñu wate ji ndax woon affaire parrainage dootuma ci wax dimanche que jàll naa loolu ba pare. man nit ñi wate ji laay wër ñi parrainé woon keneen te noo leen doy ndax gisee naa ni ñi ma gis ñi ci ëpp ñëpp nee nañu Macky Sall mii liggéey na. waaw ñi ma gis. ay ñi door a jóge Sénégal dañu ne liggéey na gis nañu mu liggéey. kon nag man fii mu ne ñooñee nga xam ne gis nañu liggéeyam. ma ne ñëw ñu wateel na fii mu ne daal man ci mbiri wate laa nekk. ak ñu ñëw ñu jàppale na ci wate yi. man loolu laa foofu laa nekk loolu laay jàpp. borom xam-xam yi ma dégg ñuy wax nag xam naa ne xam-xam lañ doon waxee kon maa ngi leen di remercier yéen ñëpp. merci Kilifeu Diné donc. jërëjëf Kilifeu Diné léegi balaa ngaa fay micro bi. kay biñ ne ko welatami Baobab restaurant Baobab guy gi Baobab in der Fulton Street
Baobab hakkunde Fulton e Bedford ala gaddana ɗum sowona wiyeɓe mbimami ɗum noon bandiraɓe oɗo restaurant biyeteɗo Baobab kala ko jiɗɗon ko feewe ñamde so jeeyi toon mon keɓ ɗum kassari no woodi hirani no woodi botari no woodi kala ko jiɗɗon wottade so maaro so suppu kanji hay ñiiri buna donc ɗum noon bandiraɓe ko feewe kassari ndi aussi hay koye jewɗi so jeeyi toon on man mbaɗan ɗum suppu ha wela so jeeyi kadi ha jammo ari ko feewe grillade kala ko jiɗɗon tawkini juuɗe ko feewe tew feewe liɗɗi e suppu gulɗo fof nan toon ɗum noon bandiraɓe jeehe mbaɗe commande eɓe jogui euroji kesi pul donc mami gaddanno ɗum ha damar galleji moon 17 18 484 48 66 walla mbiya 718 484 4866 Baobab e nder Fulton Street Baobab Brooklyn. kula jiin nga jiin ko kula jiinoon nga ba ko kum dandam dañuy jiin Baobab nañ dem ba Baobab buñ demee Baobab luñ fa bëgg ci lekku sel dinañ ko am bu ñu bëggee ceebu jën ceebu yàpp sulux mbalax supp kànja maafe yaasa dibi ginaar dibi jën dibi bu sew bi dibi Sénégal yépp ma nga Baobab boo fa demee da nga fekk tii da nga fekk caagri da nga fekk bisaab da nga fekk café loo fa bëgg da nga ko fekk télévision yi foo toog da nga jàkkaarloo télévision bu la neexee seetaan basketball wala football américain wala football du monde bi boo bëggee dem Baobab da ngay dem rek ci 200 da ngay woote ci 212 864 47 00 212 864 47 00 wala nga dem ci 120 West 105 Street ci diggante 7 ak Lenox Avenue boo fa demee da nga fekk Kiné da nga fekk Maymuna da nga fekk Momi man nañ la ñuy def sell nañ yaru nañ jox nañ nit cëram te loo fa yàgg-yàgg duñ la xool bëti loo fi def yàgg nga fi kon ñun ñëpp nañu ànd dem Baobab lekk sell na neex na. waaw bandiraɓe oɗon mbawi ƴewde kadi New York Meat and Fish Market donc New York Meat and Fish Market woni ko 7680 Boston Road donc so jeehi toon eɓe jogui tew eɓe jogui kala ko feewe mbarodi kala ko jiɗɗon e nder galleji moon oɗon mbawi arde camoɗon toon kala ko cuhlunɗon e lewru ndu foof tawa on jahata hay nokku ɓe gadda noon kadi ha nder damal galleji moon donc ɓe jogui otoji kesipul ko onon tan mbaɗana ɗum eɓe jaa Philadelphia eɓe jaa New Jersey Brooklyn Bronx Queens kala to jiɗɗon nodde numéro oɗo 17 18 294 78 82 donc kala ko jiɗɗon maɓe gadda noon ɗum mbokk yi donc dem len seeti New York Meat and Fish Market donc mooy network Lassana Tamba Dieng donc bu ngeen fa demee ñu ngi nekk 1680 Boston Road foofu ci Bronx seen numéro téléphone 17 18 294 78 82 lépp li ngeen bëgg ci ndawal yàpp Word 100%. Et je suis très satisfait. Il est modeste, il ne fait pas beaucoup de bruit, mais il est efficace. Et c'est peut-être cela le plus important. Avec lui, je compte réaliser avant la fin de mon mandat plus de projets que je n'ai réalisés depuis que je suis président de la République.
sincère émergent. Bon Sénégal 92, pôle maritime Bani, pôle urbain Diamniadio, espace ministériel Diamniadio, francophonie Diamniadio, centrale solaire bi, centrale charbon bi, foo dem si Sénégal en Italie 675 mutuelle santé, train express bi ñëw na, Dakaru Arena moo ko bi def, arène nationale bi. jërëjëf mbokk auditeurs yu rajo Sunu Afrique jamono ji nag buñ fi yegg see ngeen xam ne programme bi nga xam ne nii rajo Sunu Afrique mu ngi koy def day mel mais xam ngeen ne dorénavant minuit bien sûr ba 1h du matin suñu mbokk waa APR yi ñoo ko jël ànd ceeg suñu xarit Baboy ak ñi mu àndal kon nag li ñuy def rek mooy jox ko la ngay et puis di leen jox dig daje incha allah suba ci Sunu Afrique ca nawoon fa woon jërëjëf. Carte d'identité biométrique, carte d'égalité des chances, formation professionnelle, enseignement supérieur, moo yokk usine ndox mi, bëgg Sénégal fépp am ndox, moo yokk branchement courant, bëgg Sénégal fépp di lekk, bu moderniser kër diine, fait bien trois bi mu prolongé, président dafa liggéey si réew mi, dañ koy wax. mbokk yi ñu dellu si waat ak yéen ci heure bi ñu dese fii ba 1h du matin minuit ba 1h du matin commencé woon ngeen dégg président li mu doon wax dégg ngeen tam président Abdoulaye Wade li mu waxoon ci Macky Sall boobu nag xam naa dama koy may moom ku mel ne Amar jëleel boobu yaay borom ak Sidi Babou ak ñoom Birima Mboup yooyu yëpp yéen laa ko jagleel tey ngeen garder ko ci àjjuma bi parce que souvenir la boo xam ne. seen président bi ngeen bëgg ci seen xol moo ko seedeel président Macky Sall kon boobu yéen laa koy jox léegi kon dañuy ñëwaat ci discours président bi wala ci entretien bi mu doon def ak journaliste yi rapidement parce que am na lu mag a mag luñ Moussa indil loo xam ne war na ci ñëw suñu mbokk Ahmed Sarr mu ngi ci micro bi beneen côté bi Abdoulaye Ndaw mi ngi ci ñoom itam dinañ ñëw joxe seen contribution ci waxu président bi su fekkee pare na bu ko defee rapidement rek ñu dem jox Moussa nag mu indi tojal ñu parce que dafay follow up rek ci li président bi di wax kon technicien bu dee jekk nga ñu ngi lay déglu. la dette en général parce que ba 2014-2015 da nga fonkoon trop lu ñuy woowee politique d'inclusion sociale. nga teg bourse de sécurité familiale nga teg CMU. tey ji tey ñu nemmeeku ne bor yooyu mënuñu ko xaalis bi ñu yoral hôpitaux yi mënuñu ko éponger mu ngi toll presque ci 30 milliards waa PNA mënatuñu ñu ngi leen yoral 17 milliards ensuite waa FMI dañuy sàkku ñu arrêté subvention bi à la Sénélec ba pare ñu arrêté li nga xam ne moom mooy gelu prix hydrocarbures yi tax loolu yëpp ñoo ko boolee mënuñu craindre 2019 gën a metti 2018 bi nga xam ne metti woon na déjà. bon xam nga d'abord li ngay wax ci bor yi ngay wax c'est normal état day dox di am recette di am dépense léeg-léeg mu am trou léeg-léeg mu remplacer gis nga ñun amuñu alal benn Sénégal gisoo fi loo xam ne dañ ko am denc ko ci banque bi di xaar mun benn amuñu ko donc dañu liggéey au jour le jour pour di satisfaire politique bi ñu taxawal muy politique d'abord de soutien politique soutien ci wàllu njàng mi ci wàllu formation wax naa ko ci wàllu aussi accompagnement des producteurs ñu gën a bëri si population bi tey béykat yi bi ñu toogee ba léegi njëgu gerte mosul manqué ñeent fukki dërëm ak ñaar mosul manqué fanweer laa ko fekk ak juróom ak ay bon yoo xam ne béykat yi dañ daan indi seen gerte ñu jël ko trituré ko jaay ba pare doo nañ ko rembourser at mi ci topp donc loolu yëpp dafa nekk politique de soutien et d'accompagnement donc dafa am diisaay ci wàllu trésorerie. tey jii tey ñu nemmeeku 2018 ñu proclamé ko woon année sociale mais ñu nemmeeku manque de liquidité ci réew mi Sénégal yëpp dañu naan dëkk bi dafa metti ñu nemmeeku ne entreprise yu bari fayuñ leen seen xaalis arriéré de dette intérieure yi dafa bari ñu nemmeeku sax yenn entreprise publique yi ak yenn société publique yi dañu leen mettre sous perfusion. wàcc na donc tension bi déjà wàññeekul na boppam parce que mu ngi woon ci $80 weer wi ñu génn tey mu ngi ci à peu près moins de $60 presque $55 donc rien que jeu boobu rek dana tax ñun danañu allégé wu évidemment on bloque le prix le temps de compenser li nga xam ne waroon nañ ko def ci augmentation de prix donc loolu ce sont des ajustements naturels qui se font au jour le jour amul benn jafe-jafe mënul indi benn difficulté dès lors que ñun suñu cadrage bi ñu ngi ko téye ni ñu ko war a téye et que donc at bii di ñëw at bii di taxaw déjà wax naa la ne am nañu lu ëpp 200 milliards mu ngi banque centrale ci bi ñu lewee
bu ñu lever eurobond bi mais bu fekkoon amuñu gestion peut-être devancé woon nañ ko daal di déraper ci suñu déficit budgétaire su boobaa bu ñu delloo ci banque yi dañu naan waaw c'est-à-dire fii la xarit non dañ koy téye donc ñu ngi doon jouer ni ñu war a jouer li ñu war a bloquer ñu bloquer ko li war a nekk dépense comme bourse de sécurité familiale ñu def ko c'est vrai suñu diggante ak poste war nañ ko xool diggante trésor ak poste parce que trésor mu ngi naan poste bi nii poste tam nee na man avance naa bourse yi saa yoon ma joxe ma fay te jotaguma sa loolu lu ñuy régler la c'est des questions ordinaires pour un État ordinaire donc tous les jours ministre des finances moom ak service yëpp dañu si liggéey loolu mënuñ jël benn jour ñu jël benn solde rek boo ko def débat national amul solo loolu méngoowul ak doxalinu État Sénégal daal ci gàttal koom-koom bi baax na macha allah dëgër na te cap bi wane nañ ko fa ñu jëm aussi baax na moo tax ñëpp ñu war a nekk suñu wet taxaw nañ tey pour jàppale ñu loolu mooy li nga xam ne mooy résumé bi mais jël benn détail yu tey wala poste bi am na fi solde nangam wala loolu c'est des détails pour un État parce que chaque jour solde bi day changé mais li am solo mooy ñu xool cadrage bi ak perspective te à ce niveau amul benn jafe-jafe boo xam ne war na nekk suñu kanam. jërëjëf président dëkk bu metti boo ci naka dëkk boo xam ne yow njëgu ceeb tey la nga koy jëndee mooy yées la nga ko daan jëndee juróom-ñaari at ci kanam dëgg la wala du dëgg njëgu suukar njëgu meew lépp lu ñuy dundee boobu ba léegi ñu ngi ko bloqué solde yi yëpp a yokk mais léegi ana météo bi dëgg la am na ñu amul liggéey ñun si ñooñu la ñuy fexe ñu am lu ñu xëyee pour ñu am lu ñu xëyee nag foog koom-koom bi baax entreprise yi ñëw si la ñuy liggéey état bi ci boppam moom ak secteur privé national liggéey nañu si 491 000 emplois net si diggante 2012 ak tey jii 2018 491 000 compte non tenu maanaam te boolewuñ ci emploi agricole boolewuñ ci emploi secteur informel kon boo ne ma dëkk bi doxul loolu bu la neexee nga toog sa biir kenn ne dëkk bi doxul loolu ku ko wax tam kenn mën a loola dara. jërëjëf wax dëgg yàlla comme. naa ne ñoo ko déggandoo wax ji doy na waar neex na ba ëpp lool mais léegi bu fekkee ne Moussa rapidement Ablaye ak kii ñu ngi ci ligne bi damay dem ak ñoom rek tàqoo ak ñoom bu ko defee yow nga daal di ñëw dawal la ci des Ablaye yaa ngi may dégg. waaw. D'abord pour wax ne yàgg naa suivre politique sénégalaise mais exercice bu ni mel. gëj na Sénégal wala boog est-ce que mos na faa am. ab président bu ñëw invité presse bi. taskati xabaar yi jógee ci organe de presse yu différent mu toog ak ñoom def ak ñoom benn exercice de 2 heures de temps. ñu laaj ko ci koomu réew mi. parce que xam nga souvent boo doon gis lu ni mel président bi day délivrer souvent discours politique. mais li discours économique la. donc mu dem ci pàcc buñ ko laaj. ci économie sénégalaise. ci production ba ci sport. mu tontu ko. donc amul benn secteur boo xam ne omettre na ko. donc lii loo xam ne la lu ñu war a pérenniser la maanaam saxal ko. pour que ab diir bu ne président war a mun a ñëw jàkkaarloog askan wi. neneen kat seen koom ci wàll wi la toll. donc man loolu laay doore. bi ci toftal ne gis nga souvent dafa amoon benn difficulté boo xam ne politiciens sénégalais yi dañ ko doon am mooy dañu amoon problème ak ay chiffres. parce que su fekkee ne par exemple yow politique bi ngay lal pour askan wi munoo ko expliquer chiffrer ko souvent loolu moo doon indi jeexi yaaxa ci noppi nit ñi wala boog ngay bàyyi opposition bi opportunité ñuy wax lu leen neex. waaye ñuy fàttali ne d'abord président bi ñu am léegi président gone la. moo ñu gën a xam li xew Sénégal. ñaareel ba c'est un scientifique. yàgg ci ngawar gi yàgg ci ngawar gi boole ci. mu ngoog. yàgg ci ngawar gi yàgg ci ngawar gi mu ngoog. donc dafa nekk koo xam ne tey fi mu ne nii bu fekkoon ne Sénégal dafa amoon li ñuy wax débat politique maanaam jàkkaarloo dégg naa nag ñu ko fiy prier waaye nañu débat mais képp ku ci débat ak moom dina la toroxal parce que d'abord dafa xam li muy wax. te bu dee am njàng sur le plan scientifique ëppaloo ko te moom moo nekk dans l'exercice du pouvoir donc moom moo soobu ci mbir mi. donc man loolu laa doon wax daal pour wane ne
lii nii exercice bu baax la pour suñu réew. président Macky Sall incha allah yàlla dina ko may deuxième mandat mais bu fi jógee aussi lii président buy ñëwaat da nga ko war a pérenniser pour que mu sax fi de temps en temps président yi di ñëw di expliquer politique de la nation sur le plan économique nga koy wax parce que politique sur le boo koy def sur le plan politique rek nii day xaw a vague mais sur le plan économique ngay teg ay chiffres di ko expliquer comme ça sénégalais yi di ko mën a jëriñoo man daal loolu laay bugg a junju en attendant que Ahmed mun a intervenir. jërëjëf mais loolu nga wax noonu xanaa ma tegal la ci rek ne la yàlla na fekk ñu am beneen président boo xam ne dafay maîtriser dossier bi parce que bu fekkee maîtriser woo ko aussi il faut nga tâtonner de il faut nga tâtonner moom li muy wax du lu muy làmbatu parce que gars yi li ñu koy contre ci suba si déggoo kenn dugg ci lim doon wax naan li mu wax amul ak am na defe naa ne nekkul luñ doon werante ñoom ñi ko contre kon dañuy dem seet Ahmed Sarr moom itam mu xool lan mooy dernier analyse am bala ñoo dem ci Moussa Ahmed. waaw Baba kii Pape yaa ngi may dégg. maa ngi lay dégg waaw. voilà xam je crois que kii lu ma ci wax pour le moment du bëri xam naa ne damay brosser rek rapidement. mais lenn moom observation xalaat bi ma ci am moo di lenn. au moins président Macky Sall jël na temps expliquer Sénégalais yi. dëkk bi naka lay doxee. wax na leen laaj posé nañ ko ay question mu tontu ci question yi du mu ci mën a tontu. te li mu wax looloo am. parce que lu waay mën a wax aussi looloo am. par exemple nu mu ko ci affaire ci domaine yëpp yi mu jël mooy dëkk bi état bu dëkk bi nu mu doxee. dañoo xool fan la président jëlee dëkk bi. en 2012 ak jéego yi mu ci defee wax na ko ci discours am sax. soo xoolee loolu yëpp la tënkaat fii ci conférence bi. secteur yëpp la laal. muy hydraulique pêche énergie transport éducation et formation protection sociale loolu yëpp daf ko tënk. wax sénégalais yi ñu ci question yi ñu ko posé wax sénégalais naka la téye réew te ñëpp comme ni ma ko waxoon ba le passé. ñëpp manqué nañ ne tey ne wax na ko sax moom président ci boppam ne ñu ngi ci yoon bi. te kooku moom il faut ñu nangu ko. asamaan saa ngi nii moom jarul la buuxante pour gis asamaan moo ci kaw. loolu moom jarul boo loolu moom ñëpp d' accord nañ ci les partenaires financiers wax naa ko keroog bi passé. réew yi ñëpp d' accord nañu FMI Banque mondiale ñëpp d' accord nañu Sénégal tegu na ci yoon. léegi nag par exemple sur le plan de l' emploi. mën nañu wax ne oui il n'a pas 500 000 emplois mais jege na ko. président daf ne woon 500 000 emplois. ci diiru mandat bi waxul 1 an. parce que am na ñi nga xam ne dañuy jàpp ne président dafa ne 500 000 emplois ci benn at bu nekk de 500 boobu. mosul wax loolu. non mosul wax loolu dafa nekk ci période mandat am. bëgg na vraiment su koy ak politique yi muy def mu jege loolu te fu mu nekk nii xaw na koo jege 491 000 emplois te boolewu ci. agriculture ñu nekk ci mbay ma agriculture yeneen ak yeneen ak yooyu. ak la nga xam ne politique sociale. xam nga souvent boo doon gis lu ni mel président bi day délivrer souvent discours politique gone la. moo ñu gën a xam. jërëjëf mais loolu nga wax noonu xanaa ma tegal la ci. pour le moment du bëri xam naa ne damay brosser rek rapidement. mais lenn xool fan la président jëlee dëkk bi. en 2012 ak jéego yi mu ci defee wax na ko ci discours am sax. soo xoolee loolu yëpp la tënkaat fii ci conférence bi. secteur yëpp la laal. muy hydraulique pêche
énergie, transport, éducation et formation, protection sociale. Loolu yëpp daf ko tënk wax sénégalais yi ñu ci question yi ñu ko posé wax sénégalais naka la téye réew te ñëpp comme ni ma ko waxoon ba le passé ñëpp manqué nañ ne tey ne wax na ko sax moom président ci boppam ne ñu ngi ci yoon bi te kooku moom il faut ñu nangu ko asamaan saa ngi nii moom jarul boo xamante pour gis asamaan moo ci kaw loolu moom jarul boo loolu moom ñëpp d'accord nañ ci les partenaires financiers wax naa ko keroog bi passé réew yi ñëpp d'accord nañu FMI Banque mondiale ñëpp d'accord nañ Sénégal teg na ci yoon léegi nag par exemple sur le plan de l'emploi mën nañu wax ne oui il n'a pas 500 000 emplois mais jege na ko président daf ne woon 500 000 emplois ci diir mandat bi waxul 1 an parce que am na ñi nga xam ne dañuy jàpp ne président dafa ne 500 000 emplois ci benn at bu nekk de 500 boo mosul wax loolu dafa nekk ci période mandat am bëgg na vraiment su koy ak politique ni muy def mu jege loolu te fu mu nekk nii xaw na koo jege 491 000 emplois te boolewu ci agriculture ñu nekk ci mbay may agriculture yeneen ak yeneen ak yooyu ak la nga xam ne politique sociale bu ñu def parce que politique sociale moo am solo parce que li muy def nii les baisses des prix du pétrole baisse des prix du loyer ak li mu ko waxee ceeb yi diwlin yooyu kooku gën nañ koo dégg gën nañ koo dégg te loolu yëpp président ko def mënoon na ne damay def la vérité des prix lu nekk mu jaay ko mais président ak ci yërmandeem dafa daf ko bàyyee noonu yokk ko wàññi ceebu dul la nga xam ne moo gën a soxla Sénégalais wàññi ko mais su dafa am politique d'ajustement structurel musiba am ñun ñi ñëpp nous sommes des produits d'ajustement structurel temps bi ñu jàng université temps Abdou Diouf ajustement structurel xaw nañoo dee da ngay bëgg def examen tey jii ñun ñëpp tey jii ay ambassadeur la ñu waroon doon ay ambassadeur ay lépp loolu la ñu waroon doon mais da ngay dem jàng ba pare nga war a def examen ENAM wala yeneen concours yi fa nekk ñu ne non fukki nit lañ ñëw wala juróomi nit te boo xam juróomi nit yooyu ñu leen di jëlee na mu leen parce que ajustement structurel dañoo dépense publique yi dañ ko war a wàññi mais yooyu yëpp moo tax ñu ñëpp ñu gàddaay ñëpp suñu génération boobu yëpp yooyu yëpp président ci yërmande nga gis mu appliqué la nu ko ci subvention mais vraiment damay subvention prix nga xam ne kenn ko yokk donc du ma bëgg a guddal pour le moment mën nañ ci xuusal nag ci domaine économique parce que li ci gën a am solo mooy domaine économique mën nañ ci suux vraiment dugg ci détails yu bare maa ngi toog déglu nag ba ci kanam. voilà léegi jërëjëf Ahmed Sarr Moussa. Rapidement duggal ci discours président bi te sànq maa ngi la doon laaj affaire dette publique bi wala en général dettu Sénégal. Sénégal ndax mën na ko supporter ni mu ko supporter te du ko wàññi dara wala déet dama bëgg nga toj ko ñu déglu la. ok jërëjëf Pape damay vraiment remercier suma grand yi nga xamante ne sumay référence lañ. mooy grand Ahmed waaw gis nga wax ji mu wax fii li nga xamante ne bii am na Pape mooy le président de la République soo ko xoolee ci démarche am dafay jeter les bases du développement mais en même temps muy jeter les bases de développement xam na ni nit ñi mënuñu xaar ba fruits yooyu génn waaye ci diggante bi fekk na fi réew moo nga xamante ni dafa nekkoon ci biir kàmb xam nga lu nekk ci kàmb nag nga bëgg ko génne teg ko ba mu toog nga bëgg ko yëkkati diggante boobu soo nee nit ñi damay yëkkati ngeen door a am day métti maanaam summi ko sol yére mu neen xañ na ci très bien léegi diggante boobu nag mu ne dinaa soutenir dundin gi te bu mu ñëwee la ko tàmbali yaa ngi dégg bu mu ñëwee la tàmbali soutenir dund gi li mu njëkk a def mooy wàcce prix yi wax na ko prix yëpp nee na leen ba ngeen diggante 2000 ba may jël réew meeg léegi prix yokku fi benn prix yokku fi wax na leen ko benn bi mu defee loolu prix yi ci fonction publique ak ci privé bi ñi nga xam ne ñi ngi liggéey ñi am salaire ñëpp day fay impôt président de la république wàññi impôt yi état bi di am ci ñoom donc seen salaire yokku na mu nekk 44 milliards yoo xam ne par année multiplier ko par temps yi mu fi def yëpp boobaak léegi ñaata la ci milliards yoo xam ne dugg na yoo xamante ne bi waroon na ko mën a dugal ci keesu état 4 fois 7 28 mais da koo bàyyi ci poche nit ñi ñu boole ko ci dund bi 280 milliards et quelque très bien mu jóge ci xoolal subvention yi mu def au niveau de l'agriculture matériel agricole su fekkee matériel atelier 70% la ko subventionné
su fekkee tracteurs yi 50% la ko subventionné semence 60% la ko subventionné yooyu yëpp mu koy def di ko soutenir mais parce que xam na ni moment bi muy tabax moom nga xamante ne mu ngi tabax réew mi ci économie boo xamante ne su ko fi bàyyee réew mi day dem en même temps mu ngi téye nit ñi di leen soutenir. di soutenir dundin gi. en attendant donc soutenir loolu muy def wàcce loyer bi kii ni ñu koy waxee sax ñi nga xamante ne ñoom ñooy jël pension yi. retraité yi mu yéegal ko. wàññi courant bi. yaa may dégg donc carburant bi mu wàññi ko. ainsi de suite. léegi bi mu demee ba nga xamante ne ci année bii ñuy dugg ñu doon génn wax na ko doon na expliqué léegi mooy tension bi mu doon expliqué léegi baril bi pétrole bi yéeg na mënoon na bàyyi su bàyyi woon noonu courant bi day yéeg xam nga courant bi ñaata la waroon jar 110 francs par kilowatt te xam nga fi nekk nii 55 la nekk li ci des gu état bi koy fay très bien parce que 55 yooyu mu ko bàyyi woon diggante su ko bàyyi woon ak carburant bi day yéeg 110 yaa ngi dégg bokk na ci loolu li nga xamante ne bi mooy Sénélec li mu subventionné carburant bi la même chose yaa ngi dégg donc même prix yi nga xamante ne homologué na ko téye ko yu bëri day subventionné sinon su ko deful dafay arrêté dafay yokk parce que problème bi mooy prix au niveau international su dollar bi yéegi day yéeg donc loolu mu gis ne diggante bi naa man léegi li may def mooy suma dépense de fonctionnement mooy li ñuy wax maintenance ak affaire yi fourniture yu ndaw yi nga xam ne état bi da koy jël ak yu mel noonu mooy fonctionnement yi mu ne naa ko wàññi léegi yaa may dégg maintenir investissement yi parce que investissement yi nit ñaa ngi liggéey ma fay leen su ko defee daal di mën a subventionné ci la jëlee 190 milliards yi dugal ko Sénélec pour mën a subventionné parce que su ko bàyyee woon loolu xam nga lan kan moo koy def président ba moo koy def président bu am yërmande ci askanam te xam ne askanam lay liggéeyal lii muy liggéey pour ëllëg pour ñoom la waaye tey it il faut nga bàyyi xel ci seen tey ñi fi nekk tey ñi fi nekk tey mos ci ñi ñëw mën cee mos boo liggéey très bien loolu mooy démarche am en résumé loolu mooy démarche am dette bi mu doon expliqué loolu tension bi la dette bi expliqué na ko Pape soo gisee suñu dette Sénégal dette dañ koy xool ci ñaari mbir dañ koy xool ci soutenabilité maanaam ci nan nga ko est-ce que sa économie mën nga soutenir waaw ak solvabilité maanaam nan ngay jot liquidité bi ngay am pour mën di fay sa bor par at ak yu mel noonu par weer soo xoolee par exemple dafa am ay indicateurs yi ñuy joxe li ñuy wax les ratios de viabilité mooy pour soutenabilité bi dette bi dañ la wax ne la su fekkee ne sa dette par rapport ak sa PIB maanaam sa koom li muy jur soo jëlee sa dette nga teg ko ci nga quotient bi mu lay jox ratio bi ñu ne su fekkee ne UEMOA ne la su fekkee ne àgg na weesu na 70% baax sa dette mënatul taxaw mënatoo ko soutenir bu àggee 70 jëm kaw 70 ok foofu ñu ngi ci nekk à 47,8 beneen indicateur bi mooy soo jëlee dette valeur actuelle dette bi par rapport ak recette yi ñu ne la su fekkee ne sa valeur actuelle dette ëpp na 300 fois mu ëpp ko maanaam mu gën ko yéeg maanaam yegg 400 fois wala sa kii ni ñu koy waxee sax sa recette yi ngay am recette yi ngay am par année kon sa dette mënatul viable foofu xam nga fa lañ ci toll 149%. te ñu ngi laaj 300%. mais 149% lañ ci toll. ce qui veut dire que àggaguñu sax ci moitié bi. jegeeguñ plafond bi. très bien ci beneen pàcc bi ñu koy xoolee mooy ñu ne xoolal sa dette sa valeur actuelle dette par rapport ak say exportation su fekkee ne mat na 200 fois say exportation li ngay leb mat na 200 fois say exportation wala muy gën ko yéeg kooku baaxatul sa dette mënatul a dem su arrêté la foofu sur les 200 ñun ñu ngi ci 118 yaa ngi dégg am li ñuy wax li ñuy wax solvabilité mooy liquidité bi loolu ñu ngi koy xoole ci recette yi nga am ak sa exportation mooy service de la dette maanaam li nga xamee ne moom ngay fay pap ci dette bi ñu la lebal at par at ñaata nga ciy génne di joxe muy intérêt bi plus dette bi ci boppam liñ ci génne plus intérêt bi ñu ciy teg ci par at di ko fay soo ko boolee ñu ne la par rapport ak li ngay gagné yow ci say recette li ngay récupérer ci impôt yeeg taxe yeeg douane beeg yooyu ñu ne la su fekkee ne sa service de la dette par rapport ak sa recette toll na foo nga xamante ne bi 22% maanaam service de la dette say recette toll na 22% de kii kon ci sa service de la dette ëpp na 22% say recette
kooku mënatuloo solvable maanaam amatuloo loo fayee dette bi donc su mënatuloo fay ci année bi maanaam amatuloo liquidité te loolu 17% lañ ci toll on n'a même pas atteint 20 bay àgg 22 mu ne la beneen bi mooy service de la dette sur les exportations mooy li nga xamee xaalis bi nga xamante ne exportation yi dugal na ko ñu ne la léegi sa service de la dette bi ngay fay par rapport ak boobu soo ko xoolee warul weesu 25% ñun foofu xam nga fan lañ ci toll 15%. kon en termes de solvabilité et en termes de viabilité de la dette ñaar yooyu nga xam ne mooy ñaari éléments yi ñuy xoolee dette Sénégal vraiment jegeñul sax fa mu war a yem très bien donc loolu le président doon expliqué ci benn kii di wane ne suñu économie fi mu toll waxuma la soutenir waaye soutenir nañ ay dette ci kanam kon buñ ci yuux buñ ci coow problème tension bi mu expliqué na ko parce que moom moo jël volonté moom nee na man maa jël volonté def ko maanaam man maa jël volonté jël xaalis dugal fii pour bañ teg ko ci kaw nit ñi waaw pour bañ parce que dollar bi yëg na pétrole bi yëg na pour bañ sama nit ñi yëg ko pour bañ seen courant yokk seen carburant yokk seen prix denrée yi yokk waaw man maa jël volonté ne loolu du ma ko yokk parce que boobaak léegi ñu ngi koy dunde du ma parce que réew mi laa fi nekkal nit ñi laa fi nekkal kon lu ma def mooy fexe ba nit ñi dund gu yama moo tax nag mu ne kon léegi damay jël ci fonctionnement ma wàññi ci fonctionnement dugal ko foofu nga xamante ne bi moom moo nekk li nga xamante ne bi moom mooy soutenir dette moom mooy soutenir kii boobu noonu Sénélec bi moom mooy permettre aussi carburant bi mën a maintenir prix yi mu nekk ba nga xam ne Sénégalais yi boobaak léegi dund gisuñu fi lu yéeg gisuñu fi carburant bu yéeg gisuñu fi Sénélec courant bi yéeg gisuñu fi leneen yéeg donc lii le président def ci mu ne te loolu li ñu dese woon 1 mois la woon mu ne ma soutenir ko ko defee suñ paree 1 mois bi déficit budgétaire bi la doon bañ mu yokku très bien donc suñ duggee ci la ko waxee léegi mu ne en janvier on a 200 milliards yoo xamante ne mu ngi ñuy xaar donc y a pas de problème te loolu état yu nekk état bii ñu nekk état bii réew mi ñu nekk ñoom ñëpp parfois da ngay jël ay volontaires état dafay def li ñuy wax shifting value maanaam day jël fii dugal fii état du créer value et privé mooy créer value mais état dafay jël fii dugal fii daal ne naa génne dugal fii parce que fii moo am importance donc li ëppoon importance fii moo mënta ñàkk tey fii mën naa xaar ba suba très bien fii ëppoon importance mooy prix bañ a yokk nit ñi mën a dund gu yama guñ doon dund mu maintenir moom état côté état am li nga xamante ne moo nekk fourniture yeeg li nga xamante ne moo nekkoon côté fonctionnement mu teq ci loolu daal ne léegi su ko defee ma dugal fële nga xamante ne bi réew mi laa fi nekkal yéen nag mën ngeen xaar muy état bi ci boppam noonu la nii la demee defe naa moom kay li ñuy wax rek ñun dañuy gaaw a dañuy mañ amet ma ñëw dañuy gaaw a fàtte suñu coono rek waaye defe naa ne tàmmoon nañ yokk ak yooyu ñun ñu yor ñun nekk ay borom kër xamoon nañ gaz beeg suukar seeg meeg ceeb beeg diwlu mi mu doon yokkoo vraiment waaye nag xam nga ñun dañoo gaaw a fàtte suñu coono Ahmed waa bisimilah. waaw dam ci yokk give me 1 second Ahmed technicien ma dem ak moom Ahmed waa rapidement bala maa ñëw ci technicien rapidement rek waaw du ma yàgg voilà juste benn loo bëgg yokk rek ci li Moussa wax ci endettement bi ci nga endettement bu Sénégal waruñu ci tiit waruñu ci tiit économie sénégalaise tey jii indicateurs yëpp ils sont verts tey jii ñun suñu taux d'endettement il est à 47% je pense Moussa oui 47 PIB il est à 47% te règle UEMOA bi comme ni nga ko waxee il est à 70% donc xam nga jegewuñ ko sax te suñ doon leb sax baax ñu leb ñun amoon nañu professeur Moustapha Kassé xaw ma ndax xam ngeen ko. xam naa ko bu baax mooy magu Abdou Aziz Kassé xam nañ ko xam nga lu ñu daan wax bindoon ci sax lii dafa ne suñu leen lebalee xaalis jël leen loolu lañu daan wax dafa ne jël leen suñu leen joxe xaalis jël leen mooy temps yi nga xam ne les pays Amérique latine dañu seen dette dañu défaut ñu fayuñu mënuñu fay ay Argentine ak yooyu Argentine la bokk Argentine ci la bokkoon temps yooyu mu ne leen soo leen bind nañ sax lii nee na endettement dañ leen anitu réew yi nga gis nii li tax ñu développé mais plan Marshall après mais dañ leen lebal xaalis absolument dañ leen lebal xaalis ci la ñu conduire dem ñun sax suñu neexoon ñu leb suñu def 100% PIB mais duñ ko def président du ko def ñun les prudents nu mu fekk da ciy dem nu mu fekk da ciy xaw a maanu tuuti mais du tay la nag ëllëgu suñuy doom 47% mais mënoon na ko def parce que li ñuy def yëpp li ñuy leb yëpp wax na ko du pour ay Mumbai ak yooyu c'est pour développer projet yi ne PS2 bii PSE2 bii mi nga xam ne ci la jëm nga xam ne war na financer industrialisation ak yu bëree bëri loolu moo tax mu leb ko du leneen donc loolu rek laa ci bëggoon yokku quoi
voilà wax ji leer na comme ni nga ko waxee ne président du hypothéquer suñu réew moom te surtout que ñun nag suñu nation yi moom dañu foorul ci di jàppale réew moom li ñu gën a foor mooy réew jàppale leen rek mais li xewoon ci Japan defe naa 1945 nga xam ne borom xam-xam yëpp dañoo ñëw ne état bi assuré lañ suñu dund ñu tabax réew mi ñun bu doon ñu ne moom ku ma jàppale laa bëgg rek boo dégloo balaa ngoon ku ma jàppale maa ngi interpellé le président de la république kenn ajul réew mi li mu man kenn ku ne sa bëgg-bëgg ci nga aj sa doole réew. Technicien. waaw Pape léegi defe naa faram fàcce nañu lu bari Ablaye Ndaw sax ngi ci ligne bi. mais nañ ko xaar ci deuxième partie bi parce que léegi dañu war a déglu aussi rencontre bi nga xam ne président defoon na ko ak maire sénégalais yi. waaw maire Benno Bokk Yaakaar. voilà léegi aussi am nay perspectives yi nga xam ne li ñu war a sumb bu président amee deuxième mandat. loolu dinañ ci dugg léegi nii mais benn kii rek laay rappeler nit ñi ko suba incha allah. am nañu beneen rajo bi nga xam ne aussi mu ngi war a tàmbali 3 heures du matin. mooy ci network Sunu Afrique. donc suba samedi bi 3 heures du matin. ba 4 heures ba 4 heures danañ tàmbali 3 heures jeexal 4 heures donc nit ñi bu ñu nelaw bu ñu tàyyi te élection yi ñu ngi ñëw te puis lu dul loolu aussi nañ xam ne aussi demee am nañu kàngam bu rëy bu war a dugg ci émission bi. mooy le chargé de communication du président de la République. Amadou Kassé donc ñu ngi koy xaar xam naa ne suba heure yooyu moom du neex a jóg mais xam naa ne dana jóg incha allah. wax ak diaspora bi donc gars yëpp yéen ñëpp ñu ngi leen di invité suba incha allah léegi Pape defe naa dañuy déglu maire yi. waaw ak rencontre bi nga xam ne Benno Bokk Yaakaar yi doon rencontré le président de la République. ayca. Abanta Gazi vraiment les maires et les présidents de conseil départemental parce qu'au total nous en avons plus de 40 sur 45. Alors si nous avons la conférence territoriale nationale pratiquement réunis autour d'un candidat à moins de 2 mois du scrutin présidentiel gaa ñi ñoo yey na ñoom foog ñu taxaw am lu ñu def ñoo yey parce que xam nañ ne combat bi jeex na su tàmbaleegul alors moo tax li ma bëggoon wax mooy xamal leen ni yéen it sas ngeen ma wala boog sasaat ngeen ma ndax tey jii may ngeen ma toog ak Sénégal yëpp puisque vous représentez les populations 530 maires presque représenté nañu plus de 14 millions de Sénégalais ci benn jotaay yéen a fi toogal population yi ànd nag ak responsable yi nekk seeni gox foofu lay nuyoo le leader de la coalition Benno Bokk Yaakaar et de la majorité présidentielle ñoom ñëpp a ngi fi teew yéen a ngi ànd ak les responsables politiques dans vos communes et dans vos départements su doon démocratie représentative rek la xam naa ne élection bi jeex na te ñi nga xam ne dañuy gëstu ci xalaatu nas tubaab yi boo leen tegalee carte électorale du Sénégal par territoire nga ne leen dessiné en marron li nga xam ne mooy suñu couleuru bulletin ngeen dessiné yeneen i couleur ci carte du Sénégal tey benn couleur ngeen di gis yeneen yi sax du càggan nekkuñu si waaye à l'échelle duñu mën a feeñ ay point la ñuy doon ay point du mën a feeñ parce que boo jëlee 530 nal ko te xam naa du ñàkk ñu ñëwaat parce que la parrainage bi ndeysaan am na lu bëri lu mu def keroog soxna si nee na le boulevard des Invalidés
yaa ngi jooy rek te pourtant loi bi de wax dëgg yàlla ñoom ñëpp a ci yem loi bi def na woon gën ngaa néew maanaam junni bu nekk na nga am juróom-ñetti nit mooy 0,8% xam nga 0,8 moom dafay compliqué ci wolof waaye junni bu ne laa ngeen nga si juróom-ñetti nit ñu bindal la waaw loolu nag bu fekkee wax dëgg yàlla mënoo ko am bu mere président de la république dafa la dara président dafa ci dara kon mereel sa bopp wala nga ngàmbu jiwaat wutiwaat ay sokk ñu lay jàppale wutiwaat ñu lay jàppale ñu lay dooleel pour que nga ñëwaat beneen combat xëy na 2024 yaa ngi ne mën nañ xalaat ne bu fi président Macky Sall ñëwul bàyyi leen a gaayam yi fii xëy na ñoom ñu am chance waaye nag wax dëgg yàlla boo mënoon am loolu moom mën nga toog nag si touche bi seetaan combat bi loolu mooy dëgg te sax maa ngi woo ñi nga xam ne matalewuñu mais seen yéene moo doon ñu taxaw représenté Sénégal yéene bu rafet la mais ba tey mën nañ koo dàq ba beneen yoon ñu ngi leen di woo nag di leen invité ñu ñëw bokk ci combat bi jàppale ñu bu ñu mer parce que man ñëpp lay tàllal loxo Talla wax na ko ñuy sànni xeer ñuy sànni ay doj ñuy sànni witeen ñoom ñëpp dama leen di tàllal loxo parce que Sénégal moo tax waaye yéen maire yi jeexal ngeen combat bi tey c'est terminé c'est fini kon xam leen ni li ñu nas pour 2019 2024 ci kattanu suñu borom bu ñu fa yegsee ak jàmm te réew mi wóoluwaat ñu tegal ñu fi territoire yi muy les communes les départements dana am priorité bu mag a mag dans le cadre de l'approfondissement de l'acte 3 de la décentralisation mooy gën a consolider la territorialisation des politiques publiques léegi xale yi sax xam nañu luy territorialisation des politiques publiques moo waral li ngeen fi lim yëpp ci seeni gox te loolu dañ koy amplifier accélérer ko li tax ñu koy amplifier mooy dafa am politique boo xam ne dafa transversale mu wax ko keroog ci suñu investiture la politique des accès universels accès universel à l'eau loolu mooy ku fi am dëkk su ñu yeggee balaa 2025 dootul am dëkk ci Sénégal bu dul am ndox accès universel à l'électricité mooy signifier bu ñu paree programme Millennium Challenge bu ñu signé ak États-Unis d'Amérique pare programme yi ñu lal ñu des autoroutes de lignes électriques 225 kilovolts 90 kilovolts yooyu ñooy desservir les territoires à partir desquels ñu def ay lignes yu alimenter village kon bu paree 2025 au plus tard kenn dootul taxaw di revendiquer wala sama commune nanga mi dëkk amoon ci courant dana fekk ñu am l'accès universel à l'électricité ñetteeli accès bu am solo mooy l'accès à travers la politique de désenclavement désenclavement des territoires déjà 4000 kilomètres de pistes def nañ ko en étude am nañu 8000 kilomètres donc au minimum dañu yokkaat 4000 kilomètres pour complètement désenclaver l'ensemble des territoires loolu nag bu ñu ko defee yéen lañ ko defal seeni population lañu ko defal ñu ngi koy def nag à travers programme yi ngeen xam PUDC PUMA PACASEN PPDC Promoville aussi bu gaa ñu demee ba xamantuñ li ñu wax nee nañu woy man daal monde rural rek lay toppatoo Promoville ku ko moom tali yi ñu siy def trottoir yi ñu siy def éclairage public bi ñuy def ak aménagement bi c'est pour les villes
dont la ville de Dakar, comme le département de Dakar, de Guédiawaye, de Pikine, de Rufisque, Thiès, ñëpp am Promoville te Promoville dañ koy amplifier parce que xam nañu ne communes yi faw état taxawu leen faw état nekk seen wet. am na ay jafe-jafe yu am j'en suis conscient salaire u maire ex-maire d'arrondissement xaw ma par quelle incohérence lañ si yegg si ñu perte pratiquement la moitié de leur revenu loolu dañuy corriger la danañ ko corriger mais bëgguma ko def léegi dañ naan campagne bi moo tax c'est comme les chefs de village danañ leen jox indemnité mais c'est après l'élection incha allah c'est après donc loolu dinañ ko régler pour que l'ensemble des communes les maires de toutes les communes ainsi que seeni moyens de déplacement puisque amoon nañ expérience mais xam naa ne tey plus de 100 véhicules de maires sont quasiment au garage donc loolu il faut que avec l'AMS dont je salue le président Aliou Sall avec la chambre des élus dont je salue le président Mor Ngom nos maires alliés il faut ñu waxtaan sur la question de la mobilité mais question oto yi dama ci am beneen xalaat moom laa fas yéene aussi doxal ci biir administration bi mooy dañuy bàyyi di jëndal nit ñi ay oto mu nekk oto administration mais ñu leen di jox ay indemnité yoo xam ne dinañ mën am oto yoo xam ne seeni oto bopp lay doon. Loolu c'est un bénéfice d'abord pour l'État. C'est un bénéfice pour l'État, mais c'est aussi un bénéfice pour les utilisateurs. État bi ci diiru li ñu fi nekk ñun ak léegi jënd na lu ëpp 13 000 véhicules 13 000 en budget ça fait plus de 304 milliards de francs CFA rien que njëgu oto yi te benn baaxu si benn baaxatu si quasiment waxuma nag waxu entretien ak waxu carburant ak li ci laxasu donc ñun état on a intérêt même à aller dans cette direction su ko defee nag ku ñëw ñu jox la indemnité assisté la nga jënd sa oto jàpp naa ne téye bi dina gën a yàgg loolu mooy njëriñ li te it boo leen di xool ci àdduna bi dëkk yi xaw a am développement yëpp ñoom noonu la ñuy doxee amatul benn dëkk booy dem tey ñu naan la diw dañ ko jëndal oto def ci couleur bu ñuul bu njëkk ba SO la woon après AD ñëw ñu ne Abdou Diouf la waaye boobu administration léegi nag ñun bu oto yi xawee marron sax ñu coow donc il faut que loolu avec les maires les élus les présidents de conseil départemental députés yi presque on y est arrivé sauf que état mooy jënd jox leen donc foofu tam dañuy xoolaat mbir yi administration direction yi ak ñëpp nag lañ ci yemal à l'exception peut-être les gouverneurs les préfets et sous-préfets ndax ñooñu ce sont les représentants de l'État ñi ci def ñëpp dañu yor ay services wala ay fonctions yoo xam ne war nañ leen jàppale ñu mën a demal seen bopp loolu lañ def ci kër yi on a arrêté de conventionner beaucoup de hauts fonctionnaires magistrats ak ñeneen nee nañu ma njalbeen gi xawoon nañu mer waaye grâce ak loolu tey ji am nañ suñuy kër parce que dem nañu ci banque yi ak suñuy indemnité de logement mais jox nañu ay prêt ñu moom suñu ay kër donc loolu mooy li am solo donc yéen maires yi nag ak président conseil départemental acte 3 bi war nañ ko gën a yeggali looloo doon dialogue de territoire le président Benoît Sambou moo yor commission nationale boobu pour que ñu mën a yeggali les pôles territoire Casamance c'est clair am nañu territoire Sine Saloum am nañu territoire monsieur le maire de Kër Madiabel xam naa ne Saloum tey
ah mbaxalu Saloum dina fa neex lool parce que su gerte amee Saloum xam naa ni mbir yi demee du ma wax nag nañ koy woyee ci Saloum ñii wax mbirum sereng bu ñu bëmbalante patub ndox tibal mu soo fotee naan kooku góor gi xam na ko kon Saloum moom tey jii xam naa ne neex na lool macha allah kon dama ne il faut que ñu approfondir pôle di Sine Saloum cohérence la ba pare pôle de la Casamance cohérence la pôle du Sénégal oriental cohérence la donc ñetti grand pôle a ngi noonu yu absorbé 9 régions li si des nag mooy loolu ñoom ay waxtaan la waa Njaareem ñoo waa Diourbel waa Njaareem ak waa Louga xaw ma nañu def apparemment ku nekk day yor sa région waa Saint-Louis ñoo Podor ñoom it ak Dagana war naa mënoo leen booleeg Matam waaw loolu laa bëggoon waaye loolu moom xam naa ne ëpp naa def kon on aura en plus des 3 grands pôles bon des pôles régionaux au lieu que mu nekk ay territoires mooy les pôles régionaux dont le grand pôle de Dakar te Dakar mënoo ko booleeg lenn dafa rëy le pôle de Thiès qui est un pôle industriel logistique Carrefour Thiès aussi si dayoom mënuñ ko booleeg beneen région day ëpp kon mu mel nu au total dinañ am 9 territoires 3 grands plus Thiès plus Dakar fait 5 Diourbel 6 Louga 7 Saint-Louis 8 et Matam 9 loolu buñ ko arrêté il faut que ñu renforcer transfert yi vers les pôles renforcer décentralisation du BCI pour que territoire yi mën a exécuter le budget de l'État au niveau des compétences transférées et à renforcer li des nag mooy fiscalité bi tam ñu xoolaat ko la fiscalité locale réforme yi ñu si bëgg il faut que ñu xool lépp li ngeen di am tey ñu renforcer ko jox ko communes yi ak conseils départementaux ak pôle territoire yi peut-être transférer impôts locaux yi aux finances pour ñu def réforme yi ñu si war a def mais lépp lu commune doon am wala commune wala département wala ville danañu renforcer la mu doon am en moyenne sur les 10 dernières années ba pare nag def beneen réforme sur la fiscalité parce que réew mi war nañ ko aussi réformer loolu mooy tax li ñu engagé mën a jëm kanam te vous serez les acteurs de premier plan. Réforme foncière également beneen défi la bu mag ci réew mi parce que ku nekk ci yéen xam na sa biir commune sa biir département jafe-jafe yi am ci suuf si loolu il faudra ñu toog nag dans une conférence territoriale nationale avec l'administration avec les collectivités territoriales ñu arrêter les grands principes réformer façon bi ñu doxalee joxe suuf si parce que bëri na coow bëri na problème donc loolu yëpp dafa nekk ay défis yu ñu xaar mais na leen leer ne transfert yi dinañ ko yokk bu baax a baax à travers les communes et les départements programme yi ñu wax yëpp muy PUDC muy PACASEN muy PUMA muy PPDC ak yeneeni projet PNDL je félicite le maire de Tasset directeur général du PNDL yooyu yëpp boo jëlee budget yi en fait yaa ngi koy retrouver ci collectivité yi autoroute yi on va engager Mbour Fatick Kaolack xam naa ndeysaan waa Jaarax bu ñu toogee bay seen autoroute buy dem mu ne autoroute Oxaay autoroute ndeysaan non loolu Sénégal day dox parce que vraiment waa Fatick ku la ne woon di ngeen autoroute dina fi romb dëgg kon vraiment loolu aussi programme la boo xam ne dafa laaj nag ñu taxawaat
taxawaat parce que majorité bi mu ngi ak yéen ba pare waaye bu ñu naagu nag bu ñu naagu parce que naagu mooy on a déjà gagné non non jeex na déedéet élection du noonu de. élection da ngay téye ba fin bi. ba jot say bulletin. kon nag mi ngi noonu ñoo ko déggandoo élection du noonu ñun duñ ko jàppee noonu ni nga ko jàppee rek noonu lañ ko fas yéenee jàppee defe naa yaa ngi tooñ Thérèse Faye moom mooy maire Diarekh mais ba tey baax na defe naa ne wax ji neex na trop ba ñu xaabaabal sax ci heure bi parce que li muy wax dafa am solo tellement que yëguñu woon sax ñun fi heure bi toll xam naa rapidement damay ñëw rek Ablaye Ndaw ak dernier moom mu tàggoo li ci des Moussa jekkali ko ñu tàggoo ba àjjuma ak jàmm Ablaye bismillah. waaw déglu naa discours bi président mu ñuy tooñ. mais Ablaye dafa am benn phrase séeréer bi mu làkk kooku du ma ko laaj Ahmed Sarr parce que xam naa ne Ahmed Sarr moom maa ko tane mais yow mun nga ñu ko faram-fàcceel loolu lan la wax noonu. waaw nee na loolu day wax ci séeréer ne autoroute axaye mooy autoroute baa nga na le c'est-à-dire terme boobu bu ko séeréer utilisé mooy dafa gis lu ko jaaxal. donc dégg nga mais président am na beneen bu mu wax sax boo xam ne xam nga man ab séeréer laa ci yaay waaye suma bàyyi nag ab saalum la. bu dëkk dagga sànqaay. donc dégg nga bi mu wax naan sereñ suñu lembalanteeg potam ndox. waaw tibbal mu boo mare tànk naan. kooku ñun saalum. waaw mais man boobu laa lay laaj Ablaye boobu nag laa lay laaj ñi. grand lay. boobu laay laaj. mais xam nga loolu. li muy wone. mooy on a un président. sénégalais. véritablement. donc yooyu muy wax noonu day wone ne moom amul lenn loo xam ne dafa nekk ci dëkk ba te mu réer te mu ump ko waaw. donc pour wax rek ci réunion yi maire yi. xam nga ñun politique rapidement rek dañu war a xam ne implantation territoriale la. maanaam da nga war a goxaat yi nga am fa. aw jëwriñ bu la fa toogal tout à l'heure ñu ngi ko doon wax. te loolu ñu ngi ko gëj a gis ca jamonoy PS bi nga xam ne parti unique la woon. ñi APR mel léegi je crois bu ma juumul ngeen rectifier ma amoon na presque 500 et quelques maires yoo xam ne coalition Benno Bokk Yaakaar dajale na ko. 534 je crois defe naa 534. mu ngokk donc loolu day wane ne actuellement nii bu ci yàlla andee élection yi dañ ko war a gagner facilement ak score boo xam ne sax war na mun a jege score bi ñu defoon ci 2012. waaw donc foofu rek laay mun a yem tey di rafetlu nag vraiment waxtaan wi. lii ñu def nii dafa ci baax. pour que de temps en temps ñuy ñëw de façon scientifique comme ni ko Moussa di defee. teg chiffres yi wane Sénégal fan la nekkoon démb. ak Sénégal fan la nekk tey. foofu nañ koy téye ba élection yi incha allah au soir du 24 bu ñu gagné ba pare nag ñu mën a seet. kontaan nañ ci yow grand. Ahmed Sarr rapidement dese nañ ay minutes yu ndaw. waaw daanaka li ñuy wax wax nañ ko man de xanaa rek xanaa ñu ñaanal rek ba xëy na ajuma bi ñëw. ay ca teel leen a pare ajuma ak jàmm incha allah. Moussa. loo bëgg a dolli rapidement ci ñett wala ñeenti minutes. waaw xam naa ne moom président de la république li mu fi wax moom ci premier bi ci deuxième bi tënk na lépp. di remercier d'abord sama grand yi encore muy Ahmed ak. Abdoulaye Ndaw Laye. ñu ay vraiment grand yoo xamante ne da ngeen war di ñëw nag. da leen ñëw souvent ci kii bi ci studio bi. xam naa ni daal liñ ci waroon a wax rek mooy xam naa résultat yi mu def moom. bari na trop ci domaine bu ci nekk. mais Pape am na bu ci ëpp solo ba nga xamante ne bi muy électricité bi. électricité bi Pape. bi fii président di ñëw 510 mégawatts la fiy fekkoon. yóbbu na ko ba 1200 mégawatts. léegi 1100 et quelques yi pare nañ. su Taïba Jaay bi. éolienne bi su paree ñu àgg 1200. donc vraiment loolu lu rëy la te prix kii bi mu ngi ko prix électricité bi 160 francs la ko fekkoon par kilowattheure. wàcce na ko fi nekk 55 lañ toll. 55 waaw. te fi nekk nii say su ko bàyyi woon li ma la doon wax léegi di la expliquer su ko subventionné wul woon ci côté boobu. ñu ngi doon nekk prix mondial bi ñu ngi doon nekk si 110 ñu ngi yéegaat ba 110. donc nit ñi dañu war a xam ne président de la république caaxaanut. Pape kii dafa xam réew mi. mën ko comme li président Ablaye Wade wax ko léegi. da ko firnderaat. firndeel na ko
firndelaat na ko parce que président Wade su demee ba joxe yooyu seede ci moom. wane ne kii ku dal la. wane ne kii ku mën a liggéey la. wane ne kii ku efficace la loolu vraiment amul keneen ko nga xamante ne wane pap te bëgg fee bàyyi réew boo xam ne bu demee ki mu fi bàyyi ñetti weer après du fay ay salaire am. rapidement ki ci ligne bi. allo waaw Pape Babou. bisimilah. kooku mooy Aliou Ba. man la Alioune Ba. Aliou ñu ngi lay seer yow. beneen camarade la. ne leen affaire bi neex na trop vraiment. yow gëj nañ la dégg di. gëj nañ déggante kay. ay mais maa ngi ci vraiment affaire bi neex na trop. jërëjëf. gars yi leeral nañ ñu bëri. ça a été vraiment un bon débat. et puis entretien yi grand ndaw ak sama grand kii. ni ñu moom tamit gis naa ko dégg maa ngi koy ziare au passage. donc loolu vraiment di leen féliciter quoi affaire bi neex na trop maanaam ay groupe ñi ñoo ngi koy déglu fii mais vraiment neex na trop quoi. nii lañ ko bëgg a def ak yéen nag ba élection yi jàll incha allah. incha allah. mais Aliou Ba foog nga ñëw na ci studio bi yow tamit. vraiment. foog nga ñëw. ok merci grand ok Aliou jërëjëf defe naa ne gars yi ñëw nañ ci cëppaandaw bi ñetti minutes moo ñu dese. xanaa rek li ñuy wax ñu di ko waxaat koo xam ne da ngaa faloon Macky Sall wala nga àndoon ci 2008 jë ba heure bi gisuma dara lu tax nga war a dellu ginnaaw réew mi nga ko dénkoon yor na ko nu kawe sa njort kon defe naa ne rek jàpp ci ba yëf yi jeex ak jàmm ñu falaat ko bu ko defee nag ñu jéem a xool ban yoon am na rapidement bisimilah. waaw Moussa Ndiaye dugal ci plan tàkkal kay ku bàyyi. waaw balaa tàggal fay na yëpp nga war fay nañu lépp quoi. d'accord balaa tàggal dafa taal suñu xaalis bi door a def. mais dinañ ci ñëw dellu si rek prince bi li mu la sotti ci bato bi mu tàkk dinañ ci dellu si xool 800 milliards yi ba xam fan la ko dugal parce que xam naa président Sall defagul loolu ci courant te am na courant bu baax kon defe naa ne am na lu jàdd jëm fu mu warul woon a jëm kon defe naa ne waaw dafa am ku ne ci ligne bi wala Ablaye la wala Ahmed. non ñoom la ko mais sinon li ñuy wax rek. mooy pour gars yi rek ñu xam ne que fii ñun nii lañ fi nar a nekkee ne xuloowuñu xeexuñu. donc le argument la ñu soxla ku bëgg nañu dugg waxtaan ak nit ñi ci ay argument mais ku fi ñëw nag di attaquer ay nit bon lu ne mën na la ci fekk mën na ci kii mais yooyu ñun taxuñoo jóg. donc li ñuy tax a jóg li mooy jàppale le président de la république. donc ci la ñu nekk donc suñu équipe pare na. donc pour jàkkaarloo gars yi bu dee parewul leen nag bon dem leen ngeen tëri mais ñun on est prêt pour réélire notre président. le 24 février incha allah. voilà comme ni ma ko waxee woon rek Moussa sa dernier mot. di remercier ñëpp di leen remercier yéen tam ak sama grand yi dugg leen. jërëjëf kon man tam li may tàggoo rek mooy li may wax koo xam ne faraloo Macky Sall yemal ci Macky Sall ak bilan bul dugg ci njabootu jàmbur bu dugg ci vie privée wu jàmbur loolu dong moo mën a am jàmm am bañuñu kenn bañante yëkkatiwuñu suñu réew la ñuy coow waaye kenn ku nekk nañ la fa bàyyil sa vie privée te wax ci politique bi. nañu wax ci politique bi te bàyyi dundu privé doomu aadama yi loolu dong moo mën a am jàmm ba juma ak jàmm. Ministère jamñaaj francophonie jamñaaj central solaire bi central charbon bi foo dem si Sénégal am na tali 675 ticket santé train express bi ñëw na Dakaru Arena moo ko fi def arène nationale bi moo ko fi def arena tout moo ko fi def Dima moo ko fi def Prodac moo ko fi def del financier de pulse familial moo ko fi def couverture maladie universelle handicapé subvention personne âgée subvention boy diagnostic subvention jigéen césarienne subvention 0 à 5 ans subvention formation doo ko fay université